aouzu billahi min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim mbokk téléspectateur DTV ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu sant borom bi subhanahu wa taala julli ci sang bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam feddali suñu kóllëre ak suñu cofeel ci yéen ku nekk fa nga nekk ñu fekk la fa jox la suñu loxoy xol nuyu la ziyaara la bàll àq baalu la àq ñu ngi leen di baalu àq saa su nekk dugg nañ ci kër kilifa diine yi sukk suñu ay oom nuyu leen ziyaara leen tàllal suñu loxo nangu seeni ñaan ndax am na solo ci ñun itam ñu ñaanal leen ñu yàgg fi lool te wér noonu la ñuy ñaanalee ñu tëdd ci hôpitaux yi yàlla nañu génn ak jàmm ñuy doxantoo feebar mënuñoo tëdd ndax njaboot yàlla na yàlla saafara leen ñi nga xam ne itam ñu ngi tëdd ci kër yi nga xam ne désespéré nañ ci hôpital ñoom itam ñu ngi leen di ñaanal shifaa'un laa yughadiru saqaman ñaanal nag ñi nga xam ni ñi ngi nekk ci prison yi ñu am fa ay soppe ñu ñuy déglu waa camp pénal jigéen ñee góor ñi ñi ngi yóbbante ay nuyoo ñu ngi leen di fay bu baax a baax di leen ñaanal yàlla na ngeen fa génn ak jàmm ñaanal nag ñi nga xam ne jiitu nañu ci kër yi nga xam ne amatul fay courant amatul fay ndox amatul rumeur dégg wax rek ku ne di ca wax ba sa gejj sa ñeex saf yàpp tara yoo dara amatul foofu ndax ñoom fi mu nekk nii liggéey nañ fayeeku rek moo leen dese mais ñun mun nañ leen yokkal ay point buñ leen di ñaanal yàlla na yàlla jéggal leen wan leen yonent bi yaatal seen i bàmmeel ñoom ñëpp ñu wax ay Seyda Adama Seck bi mer Thiam bëgg a xëccoo ak moom duñ ko nangu muy yàlla taxaw mi ya'lamuun bi maa xafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin ñun ñi fi desandi yàlla guddal suñu fan wéral suñu cër mais teg ñu ci siraatal mustaqima comme ni ngeen ko xamee seen émission bi di ndenkaane ñu ciy ànd ak yéen altine ba alxamis ci kàttanu yàlla ñëwaat nañ ak ñi nga xam ne équipe bi ñu ci tàmm àndal waa régie ña nga ci régie ba macha allah waa caméraman itam ñi ngi toog macha allah tax ngeen ñuy gis waaye équipe baa ngi nii oustaz Mohamed Diop ñu ngi lay nuyu di la ziar Diop jubba di nuyu Fatima yaayu xale yi moom itam di ko ziar bu baax Fatima ba nga sant. non bokkum Fatima bokkum ñu ngi lay ziar bu baax a baax. nuyu mère Thiama mère état moom tam mi ngi nii toog macha allah nuyu Laay Pay moom itamit teew na ñuy am mbégte muy teew ndax am na comme ne Laay Pay macha allah dafay wax il parle bien macha allah tabaarakallah moom tamit teew na kon tamit Modou Mbacke mi ngi studio de Modou Mbacke. yaa Seyda. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sa soppe bi sant si kontaan na. waaw maa ngi koy delluwaat di ko ziar bu baax. nee na boo nee yaa Seyda rek day kontaan. te bëgg naa xam turam nag xam naa hors antenne incha allah waaw suñu paree ma wax la turam. ndax xam naa ne kooku moom vraiment. waaw mun ñu koo fay. ndax nit la ngay def. nga koy safoo. dëgg la mooy ko lay encouragé. waaw waaw tabaarkalla ak mu laa sopp nee na ma sa émission yëpp daf leen di topp. diisoo ndeysaan. dina mayta nee na lu tax hors antenne c'est que moom moo bëggul ko wax turam waaw looloo tax ma ne hors antenne ndax xam naa ni comme que bëggul ñu wax turam à l'antenne moo tax bëgguma laaj turam à l'antenne xam naa fi mu nekk nii mi ngi reetaan ndax émission bi suy jeex mu may woo ndeysaan ñu ngi koy jaar bu baax ñu ngi koy jaar bu baax Oustaz Mohamed Lamine Diop dafa teey nee na mère Thiama ñun ñëpp lay nuyu waaw équipe bi yëpp macha allah borom baax la waaw borom loolu mooy encouragement yëpp solo ndax nit bu def dara rek koy encouragé moom vraiment dëgg la gën a yokk waaw góor dëgg la tabarakalla dëgg la ndeysaan Modou xam nga studio bi ñu nekk nag dafa am kuñ ko tuddee dëgg la ndeysaan ci lu wér koo xam ni moom bokkul ñëpp la mais man sama waay la woon waaw muy Mike ci lu wér ko doon wax DJ Mike ndeysaan yàlla na yàlla yërëm ko amiin tamit yàlla na wax ay Seyda Adama Seck bi studio bi moom lañ ko duppee dëgg la ndeysaan mu nekk kóllëre comme fi la nekkoon macha allah witti fi li nga xam ne mooy ñaqam dëgg la ndeysaan yàlla jël ko jël bu ñu bett ñun ñëpp moo tax kon dafay jaadu ñu delloo ko njukkal dëgg la ñu ngi ci ñaanal kilifa yi nga xam ne ñoo xalaat lu rafet lii dëgg la tuddee ko nga xam ne tur bi moom du fay jërëjëf yaa Seyda ñu ngi koy ñaan bu baax ñun tam ndax man xëy na avant may ñëw DTV laa ko xamoon dëgg la ndax dafa am benn mbokkam bu ñuy wax DJ Prince waaw Prince moom moo tax ma xam ko yàlla dogal tamit moom mi am na bis woo na ma moom mi booba sax DTV ubbeegul booba mi ngi nekk booba RDV musique et sport mu woo ma ni ma man de dama bëgg nga ñëw ñu def casting pour nga def télévision waaw ndax gis naa ni macha allah am na loo ci man sax pour man booba ndeysaan daf maa yónni rek ci booba sax xamu woon ba xam sax dana am DTV ba ma liggéey DTV mu doon ko kon loolu dama koy fàttaliku ci moom ci maanaam gis ku mu jàpp ni talent mi ngi ci moom mu yéene ko mu avancé loolu dañ ko koy delloo njukkal bu baax a baax a baax di ko ziyaare mbokk yi ak njabootam ndax barki démb bi ñuy fàttaliku at mi yaram daw na lool yàlla xam na ko
moo tax lii di TV def Excaf def ko tuddee ko studio yi fi gën a mag loolu yaakaar naa ni lu am solo la ndax day tax empreinte am des ci kër gi ca loolu yaakaar naa ni njabootam daañu ko safa bu baax a baax ndax dafa am solo ngay nekk ak nit mu génn àdduna nga koy fàttaliku loolu moom c'est important wallaay c'est important tabaarkalla macha allah ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm amiin tabaarkalla ndaw la yàlla na mottalee ndawam aljanna amiin tabaarkalla ndeysaan ku baax la woon kon mi ngi noonu kon ñu xool tey yéen kaay lan la ñu xëyandoo ak ñun waaw def naa le quotidien moo ci jiitu le quotidien moo jiitu yaa Seyda moom dafa xëyee ni làmb ji sàjj na diggante ku jóge ak nguur gi mbër ya gën a mag mooy Macky Sall moom mi waa benn bokk yaakaar ngemb opposition bi nag seeni mbër bari na waaye am na kun ngemb yaakaar goon kom ca mooy Idrissa Seck njiitu parti réew mi yëgle kaay bi ne Idi nag fi ñu toll nii mi ngi cëpp-cëppi di wane boppam ak bàkku ci kaw Macky Sall ak nguuram ma nga woon bërki démb ci Accra foofee ndaje mu rëy moo fa amoon mun jagleel njabootu ko libéral gi moom Idi day dafa dànkaaf Macky ak nguuram ni ko nag jot na nga may Sénégalais ak péex maanaam joxaleen seen liberté ndax ko wax nga def ci kaso bi ana Khalifa Sall mi ngi ci kaso bi lañ koy tuumaal Idrissa Seck nee na dara amu ca politique cote moo ko lal kon nañu ko bàyyi mu dellu cay bokkam Idi yëmu ca ñëwaat na itam wala sax la ko moom moo waxaat na ci wàllum Karim Wade googee nee na Karim ma nga ca Qatar ginnaaw Idi may attaqué Macky Karim tam mi ngi songu Macky Sall ak nguuram yëglekaay bi ni ca Doha ga mu nekk day fa lay defee ab campagne moom Karim Wade moomu la yëglekaay waaye nag mënta yombe noonu ndax fi mu toll nii tembe kilifay Qatar yi dañoo limité li nga xam mooy gisee ci wàllum politique Karim Wade googee waaye Karim moom nee na ak lu mën di xew mooy candidat wu peuple Sénégal ci atum 2019 mu war a taxaw jàkkaarloog Macky Sall ak nguuram yaa Seyda gëm na boppam zoom waaw zoom tam dafa jaar ci beneen kàngam Youssou Ndour mi nga xamante ni bii jibal na kàddoom guléet ba mu àndeek Macky Sall ak léegi ci benn bokk yaakaar boroom fekkee ma ci boole ni la mu fekkee moo ko naqari ci àndam ak benn bokk yaakaar nee na entourage président Sall ni muy doxee dëppool ak yoon ŋañ na daal lu baree bari moo tax sax yéen kaay bi naan waa mbaasu lii chantage la wala wax dëgg dong la lu ci mën a doon ñi war a décrypter décortiquer message Youssou Ndour bi waa benn bokk yaakaar ñu ngay ëngamloo ci wàllu guddi mel ngir càmbar ko ba xam dëgg kii di nga xamul Youssou Ndour li mu wax fan la ko teg am na wala amul waaye ñu bari ci benn bokk yaakaar nañu dëgg la ndax ñi ànd ak Macky Sall ba na ci ñoo xam te ne bi nañuy doxee dëppool ak yoon dañuy yàqal président Sall yaa Seyda direct moom lana def en direct tey moom it dafa xëy Youssou Ndour ma ngay mel ni kuy appuyer maanaam di dëggal li mu wax yëglekaay bi ni du kenn ku dul Abdoulaye Daouda Diallo diggante ak Youssou Ndour neexul waaye tamit lu soxal mbirum sénégalais yi dafa mel ni Youssou Ndour moom gëdd bi ñu ko war a jox dëgg dafa des xëy na waaye tamit yëglekaay waa mbaadu Youssou dafa bëgg a def li George Weah def bërki démb ca Libéria ca mooy laaj réew ma en tant que ancien footballeur ndaxam Youssou mii daa bëgg a def na waaja woon ci Haïti defoon musicien bi ñëw yor réew mi yëglekaay bi dafa mel Youssou mi daal mi ngi mébét ca nag li mu signalé nanu xool ba xam fu mu nar a jëm ëllëg yaa Seyda laas moom it dafa xëy lancé wu ci mbirum Farba Ngom nee na mooy Baye Fallou Sall dagganaw ya teg jëm ci ku mel ni kii Thierno Alassane Sall ki fi nekkoon jëruñu énergie wu Macky Sall ndaka noonu ABC di maître Alioune Badara Cissé médiateur de la République moom Farba Ngom nee na moom Macky Sall na tekki ndomba tànku ABC ndax li mu wax bërki démb day dafa jàpp ni politique lay def ndax ABC en tant que médiateur nee na élection yi fi jàll bi ñu tabb ndawum pencum réew mi na mu doxe dëppool ak yoon nañ joxe carte électeur u sénégalais yi kii nag député Farba Ngom gis ni kon kii li mu wax arrangé wul Macky Sall bu dee Alassane Sall moom Farba Ngom nee na du am d'état waaye Aly Ngouille Ndiaye tamit Farba Ngom ma ngi koy défendre nee na daal bu ko kenn wax dara li mu def mooy dëgg nii la Farba Ngom gisee ci L'As Quotidien yaa Seyda la tribune moom dafa xëyee Macky Sall jamono bi naan Sénégal dafa bekkoor ci bépp anam réew mi naatu neexul li fi amu ko néew ci ay milliards Macky mi ngi koy tibb di ko jébbal France la tribune ni Macky joxete na France marché bu rëy jox na ko Emmanuel Macron marché bi toll na ci 57 milliards francs CFA yi lépp ay lampes solaires nee na 50 000 lampadaires yu dox ci jant bi la Macky Sall jënd ci entreprise boo xamante ni bii da doon bëgg a tëj ba tàmbali woon di suux moom la Macky Sall dekkal yëglekaay boobee fekk na de ñu ni sax lampe bu ne jar na 1 milliard 141 millions moom la jar muy 1 milliard 141 mille kon la jar lampe bu ci nem boo ko xaymaa lampe yi yëpp toll na ci kon 57 milliards francs CFA yëglekaay wala lu xew ba tax Macky Sall saa su ne muy lëppanti ay entreprise française yoo xam dañoo deewoon booba ay at mi ngi nii yaa Seyda doy na waar enquête lu muy wër
enquête day nee na jamono boobee Macky Sall di jàppale France di suppanti ak luppanti ay entreprise am boo fekk na Sénégal moom ñi fi nekk ay béykat ñi ngi bëgg a dee béykat yi sonn nañu yëgle kaay bi ni xoolal ginnaaw ñi nga xam mooy chinois yi ak saoudiens yi fi mu toll ni Macky mi ngi làmb turki yi ngir ñu jënd gerte gi nga xam moo des ci réew mi campagne bi dafa échec moo tax yéen kaay bi naa lu xew Macky Sall ba léegi mi ngi làmbatu fu mu mën a jaayee gerte ak sénégalais yi lii mooy firndeel ni kon ba léegi amaguñu politique boo xam te ne bi doxalin gu leer la guy mën a tax ba baykat saa yu bayee gerteem ba noppi ñu mën koo jaay ci lii moo découragé baykat yu bari ndax jamono bi naan Sénégal émergent réew mu am doole mu ne mbay moo ko gën a suqali ci nag baykatu Sénégal moom dañ ko néewal doole di ko toroxal lii moo tax ndaw yu baree bari bàyyi àll ba ñëw réewu taax bàyyi mbay mi yaa sayda les écoles ñuy dégtal les écoles day moom itam dafa xëyee beneen mbir te mooy njombe yi nga xam mi ngi wéy di am ci biir réew mi la ci jiitu mooy ca Casamance armée Sénégal ma nga fa di xàll yoon jot na fa tas ay tool yamba daal di fay tas ay camp yoo xam te ni bii rebelle yi ñoo ko doon saytu yëgle kaay bi nee na waaye itam séddeewut noonu ndax am na benn soldat bu daanu jàmbaar daanu na muy Pape Ndiaye jàmbaar ji ma nga fekk baax ca Thiès quartier R100 ñàkk na bakkanam waaye nag am na ñu bari ci ay rebelle yoo xam te ne bi faat nañu seen bakkan ñenn ñu jàpp leen yëgle kaay bi lii de la armée ba daj barki dem ca Casamance les écoles tam yaa séeda yëmu com wax nañ ci lu soxal drogue bi nga xam si moo di Alassane moom drogue bi day dafa assassiné doomam kon bu am juróom benni at la faat yëgle kaay bi ni anam ku dee waar la ko faatem ndax ab ciseau la ko daal di boomeem ca doomam la waaye dafa dorogewu moo tax mu faat ko mbir yaa nga amee ca Kër Massar yaa sayda fu ñu jëm ak dorog bi doy na waar yàq na réew mi observateur moom itam yàq ci beneen mbir kii moom nee na ab photographe la goo xam daal dafa violé ab femme maanaam soxna bu am jëkkër muy femme mariée moo ne ba mu koy def moom photographe bi de mbir yaa ngi amee ca Kaffrine daa fekk soxna si toll diggante ba am juróomi weer fekk sax booba dafa def consultation ba ñëw ci la waa ji yoxooso moom photographe bi yàgg ci kaw soxna si mbir yaa nga amee ca Kaffrine yaa sayda doy na waar Vox Pop it yaa sayda jaax ci wàllu gu ni mel moom it dafa ñëwaat ci Kër Massar googee nekk ab gox ci wetu Ndakaaru la fa xew muy faat bi nga xamante ni bi faat na ko doomam muy lu doy waar loo xamante ni bi dorogewu bay faat sa doom joo jur lu doy waar la lii moo tax yéen kaay bi naan jot na itam ñu xool pexe waaye itam Vox Pop yi mu ci ay sayda ñëwaat na tam ci benn njagamaar goo xamante ni bi xale bu ndaw la yëgle kaay bi nii moom de yaayam moo ko doon sang far gis daal ci kanamam ay maanaam sperme ñu mën ko wax kon màndiwu ci gàttal ba mu koy sang la gis màndiwu ci kanamu doomam bi am juróomi at muy xale bu jigéen lu ni mel moo tax nag duut na baaraam benn waxambaane bu sant Diallo di ab borom boutique bu ne ca gox ba ca kër ga mu jàpp ni moo def njombi gu ni mel enquête baa ngi wéy yaa sayda doy na waar Moodu doy na waar loolu nañ yàlla daal amiin tabarakallah sunu njaboot gi de yàlla na ko yàlla sàmm waaw ca man li ma jaaxal fi ne yaa sayda mooy mbirum xale yi jaaxal na ñëpp da ngay dégg faat enlèvement maanaam fëkk gi wala ñu wax violé wala ñu def ko lu doy waar maanaam daal dafa mel ni moom damaa xamut lu ñu war a def ba aar xale yi ndax parents yi la wala lu mën a xew daal waaye fi ne moom jaaxle am na ci lool dëkk yëpp a tiit kër yëpp a tiit kenn xamul sa doom ëllëg bu ndaw noo koy aare ndax léegi kenn waxut ay mbiru mag ñi waaye léegi xale yi ci boppam lan jàpp ni nu su leen war a mën a aare ci nag boo ci wax sax yaram day daw xol jeex ndax li am dafa doy waar yaa sayda dëgg la doy waar lool yal nañu yàlla sàmmal suñu njaboot tabarakallah Sénégal daal moom xam naa ni moom ñëpp jaaxle nañ léegi jaaxle am na réew diine ku ne am foo bokk ba pare nag mën a def yenn njombe yoo xam ne da ngay naan kii bi mu koy def est-ce que nit la ca moo ne day mboolem diine yi fi nekk moo xam jullit bi moo xam chrétien ñëpp dañu ay croyant dëgg la ca moo ne day diine yooyu ñoom ñëpp ñoo bokk jox gëdd xale bëgg ñu sàmm xale bëgg ñu yar xale bëgg ñu aar xale dëgg la kon bu demee ba lii xew ñuy jël xale di ko def naka suur noonu vraiment man xamatuma léegi Sénégal fu mu jëm doy na waar kenn xamatul fu ñu jëm mais yal nañu yàlla sàmm amiin tabarakallah defal ñu sutura ak tawféex jërëjëf yàlla defal la ko amiin ñu bokk defal la jàmm ju bëri ñu bokk yaa sayda waa kay ñu yendoog jàmm jaajëf yaa sayda waa kay jërëjëf Modou merci mi ngi noonu ñoo gisandoo revue de presse bi defe naa coow li bari na Sénégal fi mu toll nag li gën a not politique bi moom man des fois duma ci kii mais en tout cas li ci rey sa doom bee papa doom moo reyoon papaam tey waajur ma moo rey doomam est-ce que nit ñi tamit ñi ngi ak seen xel violé ku am 5 ans ñu fekk ci moom li Modou wax man bëgg rusu naa koo tudd doy na waar yaay yi des fois da ngay jaaxle danga naan sàggante la wala kenn mënta mucc ay nal ma far ndax ni xale di raamee ba dem ci balcon dugal boppam ci balcon bi noonu
ba génn fa àdduna te waajuram mënu koo yëg est-ce que sàggante la est-ce que état kese la dafa mel ni responsabilité partagée la en tout cas daal nañu waggaraat li sama yaay doon wax jeeg dafay waggar mais Sénégal nañ ko sang ñi jiite réew mi nañu bàyyi xel te ëllëg xam ne dañ leen koy laaj ñi nga xam ne ñooy ay kilifa te war a wax tam nañ wax kilifa buñ la jiitalee da nga war di génne di wax ak askan bi du da ngay toog rek ki gën ñëpp nekkoon kilifa yi daf doon wax ak nit ñi kon wax mooy éducation bi gën a rëy dañuy wax ne éducation égale communication kon nañuy communiquer ak taalibe yi jëf yu ñaaw yi boo xoolan tey Sénégal ñu koy def ku ci ne am na foo bokk kon kilifa yi nañ génn wax jot na nag ñu wax ak askan bi noonu la Oustaz Mouhamed Diop wax ak askan bi waaw ñu wax ak askan bi waaw bismillah maa ngi nuyu ñu ma bokkal plateau bi di si jiital sama yaay sa tante sama yaay d'accord ak suñu soppee Ablaye Pay ak soxna Fatima revue de presse bi man li ma ci gën a yitteel mooy li jëm ci wàllu kaw gi mooy baykat yi franchement parler léeg-léeg booy xool da ngay demander est-ce que ñun tegoogum nañ ci raay bi bi maanaam dañuy gént dañuy gént di avancer. dañuy gént développement daal. dañuy gént waaw développement parce que xam nga li arab di tuddee xulumu aaxiril layl. gént dernière partie ci guddi si. du mus a yegg. du mus a yegg benn salaatu xayru mina nawmi yeew la bu fekkente ne da ngay julli fajar. wala këppal yee la pour de fekkente ne sa heure liggéey dafa jot. en tout cas jot na pour que ne sunu gouvernement yi ak autorités yi ñu bàyyi xel baykat bi. parce que bu fekkente ne baykat bi dafa bay ba pare te la mu bay yombaluñ ko nu mu ko jaayee. ba muy dem di ko jéem a. di ko bazarder nekk na loo xamante ne lu doy waar la daal. en tout cas président mu ngi koy gaaral Turquie espérons que ni bu Turquie uyusee dina nekk loo xamante ne baykat yi dinañ ci gis seen njariñ daal. ñaareel bi mooy li jëm ci wàllu Kër Massar mooy toujours xale yi nga xamante ne moom la ñuy faat jot na damay lancer appel pour imam yi. que ni nañu fexe ci semaine yi di ñëw ñu jëmale seen xutba ci àq ak yelleefu xale. xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqir kabirana. képp koo xamante ni yërëmul sunu ndaw. te wegul sunu mag bokkul ci ñun. te lii di xew ci réew mi dara bokk ci ak yërmaande wàll. du rey du kidnappé du lenn. du viol aussi. xam nga yàlla subhaanahu wa taala dafay wax ci alquran wa idal mawudatu suilat bi ayi dambin qutilat c'est-à-dire façon rayin bi moo wuute bi maanaam li ñuy jàngatee ci laaye bi yàlla dafay wax ne bu keroog àllaaxira bépp xale woo xam ne musoon nañ ko suul ba muy nekk xale dinaa laaj ko suuloon lu tax ban bàkkaar la xale bi def ba nga rey ko kon képp ku faat ab ndaw xamal ne yàlla déclaré na ëllëg ak sibir si tribunal moom di nga nekk suspect mu taajal la ci kanam laaj la lan la xale bi def ba nga rey ko dëgg la ak xale ni nga xamante ne ni mu innocent wee lan la def wa idal mawudatu suilat bi ay dambin qutilat léegi nag mbir mi dafay doy waar bu fekkente ne xale bu amee lu ko jot day wax papa te bu demee ba papa di rey doomam cela veut dire que ne c'est autre chose waaw société bi mu ngi daw ci benn vitesse boo xamante ni buñ ko téyewul fi mu jëm du neex kenn yàlla nañu yàlla dollee sàmmal Sénégal amiin merci Oustaz Mouhamed Fatima tey moom revue de presse bi comme ni ko Modou Mbacké waxee lu mu génnee moom bëri na fi may njëkk commencé mooy ci mbirum Karim Wade bi dama ci xaw a am tuuti jaaxle je me demande ban stratégie lay teg noonu mu ngi dowaa fële ba pare bëgg a campagne fii nii man loolu jaaxal na man trop je pense que boo bëggee dara da ngay ñëw nekk ci
waaye comme lu ñuy wax rek yàlla xëy na bu nammee amal dara day réunir conditions yooyu xëy na fa la ko teg beneen bi mooy li jëm ci mbirum armée bi di leen féliciter vraiment ci seen liggéey bu ñu def fële ca Casamance di leen aussi mastaw ci soldat bi nga xamante ne aussi dafa wàññeeku leneen li moom mooy tamit li jëm ci mbirum violence yi ñi nga xam ne ñu ngi ko jëmale ci xale yi man moom li may wax rek moom mooy vigilance waaw parce que mag bu nekk li nga xamante ne daf la yitteel yaa ngi ciy dox te loolu yaa ngi koy sàmm bu baax a baax waaw parce que à chaque fois yi ni mel bu amee dafay fekk ne xale ba nekkul woon ak parent bi boobu parent bi fan la nekkoon xale bi fan la nekkoon dëgg la naam tey activités yi bëri na am nañ yeneen yitteeg et tout mais du tee dina am koo mën a batale ki nga xamante ne koo xamante ne wóolu nga ko budul yaay ji di papa ji budul maam ji war naa mën a nekk tante yi en tout cas daal solution am na fi du ñàkk parce que léegi da ngay gis am na ay xale yoo xamante ne da ngay dem ci mbedd bi nga gis leen ñoom kase ñoom dong ñuy foo tu te demande ñi ana seen waa kër ay xale yu ndaw si wetu talibeek yooyu noonu donc man je me demande ñoom si seen xel ci lan la nekk donc foofu vigilance rek fu mu ne nii moom moo war parents yi pour que yi ni mel bañ a amati beneen bi mooy li jëm ci président Macky Sall mooy mbirum lampe yu mu jëndee ci benn entreprise française bi nga xamante ne dafa doon waaj a daanu li may faral di wax rek sénégalais yi dañ leen xoj trop dunduñu salaire yi baaxul am na tey ay borom kër yu bëri yi nga xamante ne nelawatuñu mooy waral sax ñenn ñi dañuy wax mooy waral jamono ji njaboot gi tasaaroo tey ñaata entreprise tey ñoom ñoo fi nekk am ay problème yu bëri comme d'habitude rek ña nekk fële ñoom ñooy ñëw di piller li nga xamante ne ñun moom la ñu moom je me demande ñu jiite lan la ñuy xalaatee ndax intérêt bu ëpp moom moo waral lii waaye comme ni nga ko waxee rek yàlla buur bi moom gëmul nelawul waaw ku nekk rek la ngay def na nga ko sóor merci Fatima Fat Baba naam bismillah waaw yaa Seyda maa ngi lay nuyu di nuyu sama doom di nuyu bébé Emama ak Lay Pay Macky di xanaa dafa fàtte li ma ko fi waxoon. loo ko fi waxoon. bala nga suqali réewum jàmm sa réew mi doo ko suqali. yow ñu nee nañ ay pauvre lañ. yow nga ne fi ñukk sa Sénégal njaay gi. benn lampe ñaata. non lampe bi ñu ko jëndee 50 milliards. Macky da ngeen ko woon dénkaan wala ngeen woo ko TMTC wax ak moom. 50 dafa xamu. yow suñu réew fi mu toll béykat yaa ngi jooy. ñeneen yaa ngi jooy hôpitaux yaa ngi jooy ñiy jàngale. xale yi amuñu liggéey. ñii jàngale ñu tudd fan yii maa ngi leen dégg ñuy jooy jàngalekat yooyu ñoom tam dara lañu nga leen fi ñukk dem di réewu France mais nga leen di suqali bàyyi sa réew mi te bëgg ma ko wax dara de dama tiit di lii ba ma ko déggee te dama sax loolu xëy na opposition bi ñoo ko wax noonu waaye defu ko bala ma cay tontu sax naa ko gës ba mu leer ne loolu la def sañu ko fi mu ne nii li nga wax yëpp waxagoo ci dara nii sañu ko moo ko def de tonton président Macky Sall Kor Marème Faye sañu ko mënu fi bàyyi réew mi fu ñu toll ñu ngi bëgg a dee mu dem ca France di leen suqali seen usine bàyyi usine am yi tëj fii xel nangu usine yi tëjoon na fii di boo demee Saalum usine yi tëj na di nga dem Thiès chemin de fer yàqu na yow di suqali woo sama réew ngay suqali réew jàmb xanaa kay naam ne fa defu ko du ko tuumaal du moom ba pare yaay xale yi ñuy def li ñu leen def billaahi man de jaaxle naa ñëpp a jaaxle xam nga da ngeen ni yaay yi dañu vigilant yaay yi vigilant nañ de kay am na ci ñu vigilant nañu lool waaye Fatima ki toog viser sa doom saay moo naqaree ku dem ba ci kër di jël doomu jàmbur waaw ñuy xëccoo loolu lu war a lool doy na waar xale bi ma dëkkal de may ma ni la toll 3 jours gisuma ko yaayam ni ma dañ koy tëj ndax dañ ko yóbbu ma ne ko tungu ni bii toll nii luñ koy doy bu ma ay métier bul wax loolu 15 jours xale bi daan génn ñëw sama kër xam nga suñu appartement yi te néeg bi lay nekk di yuuxu yaayam ni ma du génn te que ni la toll amagul 2 ans papaam ni ma dama koy nëbb ndax damay liggéey yaayam buy dem match da koy yóbbaale foo ko fekk ñu ngi ko boor ñu ngi vigilant de mais ki jël intention def la lu bon saay-saay kay mënu dara yàlla yàlla muccal suñu doom amiin Youssou Marissène moom lu mu bëgg moom nee na lu ko naqari li mu wax ma waykat la moom na bàyyi yëpp te dem nag way na bàyyi man foofu la ma neexee na bàyyi président sax léegi tey dem ay Bercy ak ay cosaan man foofu laa ko bëggee na bàyyi ñuy waay dañ koy tàddee sax maa ko wax loolu yaa wax loolu d'accord Lay Pay merci Thiama jërëjëf soxna Zeynab ñu ngi lay nuyu di nuyu ñi si plateau bi oustaz Mohamed Fatima ak Mère Thiama fii Mère Thiama daanelee foofu laay jëlee muy Youssou Ndour fu mu waxee
man suivre naa ko gis naa interview waaw Youssou Mari Sène ba tey mu am courage soxna Zeynab parce que li nit ñi di doon wax ci suuf la wax ci kaw gis nga président ki ko jàppale mooy ki ko wax dëgg te entourage dafa am doole ci nit am na ñoo xam ne yegguñu fa bëgg na yegg ci soxna Zeynab mais yeggu fa mais am na ay xale yu soxna Zeynab àndal ci ñoom la ñuy jaar ñooñu nag buñ ko waxul li xew ci ginnaawam dëgg la naam soxna Zeynab dina bëgg a avancer mais du xam donc moom bu jëlee courage ne ñi séq président Macky Sall dañuy xatal dañuy yaatal duñ ko wax dëgg man dama gëm ne courage la wax mu nekk ne tey jii changement bi ñu bëgg buñ ko amee faw ñuy tenir ay langage de vérité dëgg la naam di nga ma ne du dëgg yëpp neex a wax mais tamit nit ki boo ko bëggee jàppale si liggéeyam da nga koy wax dëgg ba mu xam fan lay teg tànkam violence bi ñuy wax si xale yi ñaar dafa am lu Fatima wax ni vigilance mais xam nga doom bi nga xam ne xale la muy jàngi mënoo ko topp école am toog di ko xaar léegi yow sabab bi rek ngay def te ñun aussi dañu nekk si dëkk boo xam ne dafa am lu ñu xamal yoon muy teraanga tey jii nii Sénégal saay bu élection di ñëw wala événement di waaj a ñëw ñu am problème élection yu passé yàggul pour ne desul woon Sénégal ñoom la woon bii ñu ñëwaat ne xale yi te pré-campagne année pré-électorale lañ nekk ça veut dire que 2019 ñëwagul mu leer la ne boo bëggee dundax un an stress boo xam ne yegg seegul day metti si waajur yi deuxième yi tamit waajur yi dañuy abandonné seen poste li ñu waroon def ndax tey doom bi nga xam ne yaa ko waroon sàmb boo demee di jëfandikoo lu bon ba lor ko psychologiquement même bu dee teg nañ la ay yoon boo demee ba lisu di nga xam ne def nga lu rëy donc pour wax ne rek tey revue de presse bi dafa riche parce que fépp la laal muy lampe bi di produit surtout ma agriculture bi Sénégal dañuy yàgg gëmal ay PUDC am na ay luñ fi teg ay mécanismes ainsi de suite mais comme li oustaz Mohamed wax développement du lu ñuy rêver mais dañ koy jàng mu nekk stratégique am plan de carrière boo xam da nga naan tey bu ma defee lii laay def fii laay jaar nii laa koy jaayee sinon yow mun nga bay lu bëri ne bay bi bëri na mais mu des ci loxoy baykat bi mu indil ko problème mu fan la koy jaayee fan la koy stocké mu nekkaat saafara bu jur jàngoro donc li ñu mën a wax ci revue de presse bi bëri na mais man li ma ci gën a jàpp mooy li nga xam ne Youssou Ndour def na ko muy langage de vérité may ñaan bépp entreprise nit ki tamit muy am bu dee da ngay collaborer ak sa directeur nga koy wax li nga xam ne mooy dëgg bu ko defee ñi nekk ci ginnaaw ñu mën a xam dëgg fa neex yàlla li directeur bi xam ci ñoom mais directeur bi aussi xam ñi nga xam ne daf leen di coacher daf leen di manager lan la ñuy xalaat ci moom dëgg la fii nag borom daraja yu bëri laay pay malheureusement kenn du leen wax dëgg fii am na nooy mel nit ñi dañ lay ragal kenn du la wax dëgg bu fekkee man fi nga ma teg su ma la waxee dëgg nga jëlee ma fa daf ma koy jaral nag des fois loolu day dem ba day sabab nifaq day tax da ngay naafiq waaw parce que politique loolu moo tax mu xaw a bizarre parce que ku wax nit dëgg nga ne da nga ko contre da nga ko bañ noonu la amee fépp de ci liggéeyukaay yi da nga gis koo xam dafay jege patron bi du ko wax dëgg da koy indil information fausse information di jaxase nit ñi ak moom des fois loolu moom mooy am mais loolu njiit bu ko nangu tam fa nga bëgg a yegg doo fa yegg ndax dinañ la yàqal sa nit yoo xam ne dañoo am mën a liggéey am compétence nga nekk benn nopp ñu lay wax rek ngay gëm nit dafay dëggu nit ñi may wax dëgg waaw benn patron moo fi am waaw Maolana rek moo fi nekk de mooy sama patron de mooy sama patron mooy sunu yàlla kon revue de presse baa ngi nii ñi ngi jaajëfalaat Modou Mbacké bu baax a baax jaajëfal leen yéen tam ci idée yi macha allah dañuy xool suñu premier élément tey jëm ci wàllu cadreur yi sunu ñu xool dama ko commentaire nañ ko xool rek te ñëw ñoom mami ñoom ñu xool saa su ne ci ginnaaw caméra bi ngir wane ay nataalu bërëb wala ay doomu aadama liggéeykat yi ñu leen di woowee homme de l'ombre tàmm ñu nag di wane seen bopp tey dal ak xarañteef ñoom ñii dañu strict lool ci seen liggéey bi. Blanc c'est la somme de toutes les couleurs donc balance bi da nga koy def ci blanc pour mën a équilibrer couleurs yi nekk ci plateau bi mais
balaa loolu aussi caméraman yi si boppam war nañ choisir seen axe parce que le choix wu axe bi dafa nekk lu primordial si chaîne cadrage. Le choix de l'axe mooy définir sa cadrage. ni ñu disposer plateau bi mooy chaise yi ndax am na espace seen diggante pour nga xam ne ni sa sujet di nga ko mën a cadrer de telle sorte que doo am déchet loolu en studio la parce que studio lu ci ëpp dañ lay jàngal cadrage. règle yi nag benn la waaye caméramanu télé bi moo gën a am liberté ki nga xam ne mooy def cinéma loolee di kàddu yi professionnel yi. règle yi c'est universel amul règle cinéma amul règle télévision règle yi c'est universel mais nag fële cinéma c'est beaucoup plus spécifique mooy c'est-à-dire le cadreur c'est un cadreur. comme da nga def élément journal wala dara yow mii dem cadre yaay def yaay réaliser presque sax sa li ngay def mais bu dee fii nag cinéma réalisateur mooy naan lii la bëgg defal ma lii defal ma lële. ci noonu njiitu cadreuru télé bii di DTV di artu ni tenue ak retenue mooy li ni sàmm. da war a gérer son bi ak image bi ak nit yi seen déplacement tout est compris là-dedans foog nga bàyyi xel bu baax ci li ngay def parce que am na ñooy dem fekki foofu te par rapport ak li ñuy wax ñu war nga ci tenir compte. ñuy risqué nag seen bakkan ci lu bari waaye ñi nga xam ne seen xel dafa màcc lool ci wàllum caméra fas yéene wuñu bàyyi seen liggéey bi nga xam ne bëgg nañ ko lool. gaa xamaguñu ba tey cinéma ndax da ngay tourner exemple ci mbedd nit romb la ngeen di filmer mu ne la bu ma filmer te yow yàlla xam na ne yow sa caméra sa jublu fa caméra mën na jublu fa mu ne la bu ma filmer. yaay fekkee lu nekk yaay dem fu nekk événement bu nekk yaa koy couvrir. parce que kii di toog di seetaan këram moom loolu lay bëgg a gis mais yow yaa koy wan yow mi ko di wan yow mi di ko wan nag yow da ngay risquer sa vie. ci noonu nag ñaxtu wuñu benn yoon ndax li nga xam ne moo di seen matériel mooy seen patrimoine. am na xaalis amul xaalis. mais mu ngi dépendre tamit si la personne li muy liggéey. ñu si sant yàlla de duñ mais pas comme Europe ak Amérique yooyu de Sénégal laay xanaa dañuy sant yàlla rek xanaa amour daal amour moom mooy si gën a bàyyi. liggéey bi nag nekk métier boo xamante ne lu doy waar la loolee sax tax ñi nga xam ne ñu ngi ciy yëngu di artu ndaw ñi ñu jàng ko ndax ñu am xam-xam bi. xam rouage yi mooy li ci biir xam lan la wundu matériel bi lan la mën a apporter parce que matériel moo lay yóbbu fi nga xam ne kenn mësu la fa xalaat. liggéey bi du caaxaan daal ndax dafa neex ci xol te ñëpp bëgg nañ ko ñëpp bëgg nañ exemple nekk ay cadreur ñëpp bëgg nañ nekk ay réalisateur te tamit dafa laaj ay étapes doo ñëw rek un beau jour comme Mor ñëw rek na moom cadreur la. jàngaat gën a xool xamaat bagage yi daal. ndax mën nañoo def télé sans caméraman loolee nag di laaj boo xamante ni saa su ne déet moo ci topp média clip wala cinéma caméraman bi nag moo ëmb lépp li nga xam ne moo jëm ci wàllu nataal gi liggéey bi nag nit ñu bari jàpp ni lu yomb la waaye ñi nga xam ne moom la ñu dekk suñu micro di àdduni foog nga doon nit ku yeew pour mën a def bii li métier. ñi ngi jaajëfal Ajara ci kii bi nga xam ne def na ko élément bu am solo bi macha allah kiñ ñu woon léegi xam ngeen ni kii mooy sunu doom ji suñu turandoo yaay mami di ko jaajëfal di ko sargal ci weer bi nga xam ne dañ ko tuddee dijjee jigéen ñi ak ñi nga xam ne jaar nañ fi ñëpp ñi ñu wane cadreur yi ñoom Cheikh ñoom Ibrahima ñoom Mohamed ñii nag ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom yaaram waaw yaaram moom tam ñi ngi ko ciy sargal bu baax a baax ñii nag mbokk yi ñooy tax ngeen mun ñu gis man sax bëgg naa def cadreuse bëgg naa jàng cadreur pour ma nekk cadreuse di cadre des fois mayta suma soxlaa ma demal ko ci terrain bi bëgg naa ko def comme mami ñu ngi leen di jaajëfal ñoom ñooy tax ñu mun ñu gis Mohamed ñu ngi ko ciy nuyu bu baax a baax lii mooy tax bu jekkee rek da ngay gis ni image yi dafay jekk
waa Régie tamit kenn du ñoom xam naa seen reportage mi ngi ñëw ndax ñoom tam seen liggéey dafa rëy mais tey daal ñi ngi sargal ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee l'homme de l'ombre ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw kenn du leen gis te ñoom ñooy feeñal ñi nga xam ne dañ leen di gis di apprécier nga gis ko xam dafa naa Oustaz Mouhamed Diop dafa ma neex dafa yaru ah Fatima macha allah mère Thiama ku ma gis man ne ma ana mère Thiama mais tax dañ naa ma dafa ma sonal ah lay pay émission bi muy def soxna Zeynab ñii ñooy tax ngeen ñuy gis kon ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla dëgëral leen ah defal leen tawféex defal leen jàmm def ci poos yi dara Oustaz Mouhamed ñi seen liggéey dafa noble. waaw loolu laa bëggoon a wax sax maanaam liggéey bu noble la. parce que d'habitude booy xool caméraman wala kii yittewoo kii bi. man il utilise toujours c'est-à-dire un artiste la. artiste la. parce que am na mbir yoo xamante ne yow doo ci bàyyi xel. waaw et tout le temps dafay bëgg nit ki correct. c'est-à-dire moom du lay jël day gis ci yow loo xamante ne yow gisoo ko. te ëllëg ak si biir boo ko gisoon ci télé bi da nga naan ki ma doon kii lu tax waxuma. mais moom laata nit ñi di la gis ci balay safoo di la kii nii. ñoo lay njëkk a defar. l'autre aspect moo di ne foo leen fekk parce que dama am ay xarit yoo xamante ne dañuy liggéey ci wàllu woowu. ay nit nañ yoo xamante ne tout le temps d'habitude dañuy calme. dañuy calme parce que il utilise seen cerveau la ñuy gën a utiliser que wax daal di leen jaajëfal parce que ñu ngi def liggéey boo xamante ne bu mucc ayib la dëgg la rawatina ñi ma fekk ci DTV waaw wallaay yaru nañ teey nañ dal nañ mami Cheikh rawatina sama jigéen sama doomu baay dëgg la ak Cheikh tamit waaw macha allah dëgg la Fatima waaw mu nekk métier bu am solo. xam nga dañuy wax ne lépp lu yëngu li ko yëngal moo ko ëpp doole. waaw ñun nag dañoo feeñ waaye ñi ñu feeñal. ñoo ñu ëpp doole. waaw macha allah ñoom lu ñuy def. seen liggéey seen liggéey moom macha allah. xam nga di nga leen gis sax ñu teg nii. caméra bi di la filmer et tout. toog tu as l'impression que nga ne ñi est-ce que seen liggéey métti na et tout. mais boo leen jegee xool ba ci biir si ngay xamante ne non métti na. parce que man le plus souvent su may dem reportage. ma ànd ak benn cadreur. mais da ngay gis ne man damay jàpp dama naan non filmer lii rek. affaire yooyu noonu mais da ngay gis da ciy apporter yeneen def si leneen. léegi nag c'est ça léegi à partir de là man je me rends compte nekk te kon lii ñoom am na ay affaires yoo xamante ne ñoom dañ koy respecter. comme oustaz Mouhamed ni mu ko waxee bu fekkee ne baaxul dinañ la xool defal la test ak yooyu noonu nee la non bi nii baax na toogeel nii. donc mu nekk li nga xamante ne dafa am solo man nag cadreur si ay góor rek laa ko daan gis. mais léegi gis nga jamono dox na ba dox. léegi jigéen ñi mën nañ koo def dafa am sama benn xarit nee na moom da ko neex naan affaire bi fu ñu koy jàngeek yooyu wala da ngay ñëw rek def ko. léegi gis nañu ne am na ay école yoo xamante ne dañ koy jàngale man xam naa ci benn bu nekk fële ca VDN. dama fay dem mais damay gis ne dañuy ñëw jox ko ak vraiment am ay professeur donc mu nekk métier bi nga xamante ne dafa noble ñoom comme aussi Mouhamed nu mu ko waxee rek dañoo nekk ay nit ñu baax ñu calme. waa seen liggéey moom boolewuñ ci dara ki wax. di leen nuyu ñoom ñëpp samay xarit lañu wax dëgg neex yàlla bi ma jàkkaarloo ngi nii. yaatu baax. ñoom Ibrahima ñoom Cheikh. macha allah Mouhamed dañoo baax daal di leen ñaanal. ñoom ñoo xam fan la ñu teg seen bët. ñu yegg fa incha allah. dëgg la jigéen buy def yenn liggéey yi dafay neex. daf lay wax da lay woon rek ne du góor du jigéen dafay xëccoo pour yem ak góor. mais compétence ku nekk war na koo mun a am. te suñu wonee gis nga mami mi ngi nii borom teint noir bi. jamaa noir macha allah man teint bi moom gën a neex ci moom nee naa ko bu ko raxas. bàyyi ko noonu waaw macha allah mooy dooleem. waaw ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla may ko borom kër bu baax. defal ko tawfeex Thiama. ñi seen liggéey dafa noble de moom samay doom la ñi waaw de passage mooy nuyu na mami nag sama doom ju jigéen jooju nag jóoba jubba xam nga dama naan bu kenn gërëm ki xamu taal bi ki taxani woon toog macha allah ñun buñ toogee fii di wax rek am na ñuy defar waaw xam nga dama si mos a ànd ak ñoom ñu dem may defi benn émission bi ñu doog a commencé ci jigéen ñi man damay tëdd xale bu góor ma mais xawal def nii defal nii fii rek waaw macha allah ñoom mu xam ne junior man dama foog da ngay teg affaire bi rek loolu neexee dem sa yoon da ngay jëkkee ñu ne nii am lu ñu wis wisal xam man nag bu li commencé woon naa ko jàng tuuti rek mu bàyyi ko mais tam mën nga ko jàng di ñu filmer di jël sa doom ji une semaine laa ko jàng après nga arrêté bopp bi di métti concentration totale day concentré wu de moom
filmé ñun la allo. ngay wuy ñun la am na mariage nga kii nga wàcc fa loolu du sama yëf. waaw dëgg la waaw ma ne lii moom. du yëfu sama yëf naa ko fi ne tegg rek. bàyyi ko ñoom ak ñoom Cheikh. ma bàyyi ko ñoom Cheikh ak ñoom mami nga xam ne ñoom dinañ jël seen temps. ak ñoom yaram mu dëgër. def daal li ñoom dama forcé dañuy dem guerre. bu ñuy kii bu ñuy wàcc wala bu ñuy uti ay reportage. ma ne lu xew ci réew mi fu ngeen jëm ñu ne ma liggéey rek. ndeysaan kon nag Jupiter sa xale yi mention très bien ñu ngi liggéey. yàlla na yàlla defal jàmm yàlla yokku seen garaat ci kaw a kaw a kaw. ma nuyu nag sama caméraman RTS tamit ñoom tamit maa ngi leen nuyu baax a baax. waaw organe de presse yëpp waaw ñu ngi leen di nuyu. man RTS laay nuyu de. ak DTV. waaw gis nga nañu waxante dëgg. RTS. organe de presse yëpp rek ñi fa nekk di caméra. ñi jël man caméramanu RTS laay nuyu. ak caméramanu DTV. ba tey caam. ba tey caam ñooñu laay nuyu baax a baax ba tey caam di leen ñaanal ca kaw ca kanam ak kanam ak kanam. waaw chapeau. te Macky Sall tamit boo ut ay caméraman. sa caméraman nga ñëw fii jël waa DTV ñu lay filmer foofu booy def sa lundi matin. waaw d'accord waaw. d'accord ñu jël si fii ñoom Mami Diop ñu dem filmer lundi matin foofu. mën naa ne. waaw mën naa ne de caam. wallaay caam. laaj fay ngay wax. dëgg la soxna may ma tuuti. nee na nga may ko déglu ma rek. waaw. xam nga dañ ne Aly Ngouille Ndiaye li mu wax. wala man li ma bëgg laay wax. waaw am nga ci droit de sama caméraman yi fii cadre yi laa bëgg ñu jógee fii dem ca palais ba di filmer ca kaw ca kanam. dëgg la ku li nga bëgg ngay wax de. wallaay ñoom ca kaw ca kanam ñu raw caméraman yëpp. wallaay caam waaw jeex wallaay caam dëgg la caam laay fay. waaw soxna Zeynab bii dafa dugg si sama élément parce que def naa si sax émission métier cadreur. ma demoon gisi ji professeur. sa émission bi ngay def nu mu tuddati. vers la qualification vers la qualification. temps yi sax ji ngi waajal benn ak Matar Cissé ma mère Thiama. mais waaw parce que loolu mère Thiama moo ko coordonné. mère Thiama gën naa tiital nag. non mais moo bëri tiital. mère Thiama moo ko coordonné boobu. mais dafa nekk métier boo xam ne. soxna Zeynab. Fatima daf si wax lu am solo. mooy ñun ñuy dem terrain bi. ak ñoom reportage ñoo si xam dara. non seulement dañ ko bëgg mais dafa am respect. si matériel bi. gis nga yow dañ lay mettre en valeur ba après. da ngay génn nga ne est-ce que man maa waxoon lii wala man maa nekkoon nii. à chaque fois du ñu bàyyi benn erreur. ñi ngi si balance bi ndax couleur bi baax na. ñi ngi si mise au point bi ndax am nga point. ñi ngi si centrage optique bi lépp dañ koy calculer. mais ñoom yamuñu équipe bi ma xam boog DTV ñoom ñëpp pratiquement ànd nax ñoom reportage. mais yamuñu si cadrage kese mais dañ lay wax léeg-léeg nga toog ñu ñëw. wax la si tolki wala ñu dee la ni nga toogee baaxul. wallaay dëgg la de li nga wax waroo ko wax wala nga dugal question ñu ne la dugalal question bi. defal mu nekk ñoo xam ne vraiment dañu non seulement liggéey bi dafa noble. mais dañuy jox àq liggéey bi. c'est pas parce que dama fi nekk moo tax ñu wax ko mais forum dañ la naan DTV seen qualité image dafa set seen liggéey dafa baax. dëgg la dëgg la naam ñun ñuy wax dañoo yaru. mi ngi noonu ñun ñuy wax nee nañ kiy daaj mooy tëccu léeg-léeg mu am ay erreur. mais ñoom mooy tëccu. lii tax ma lay lu ne mag moo la yar macha allah. mais ñoom ñi nekk si ginnaaw ñoo xarañal liggéey bi. parce que du ñu découragé benn yoon. dëgg la. ku si mel ni sama caméraman bi nga xam ne man maa ko tànnal sama bopp muy Boubou Sow. fu nekk ànd nañ fa. taalibe baay bi. taalibe baay fu nekk ànd nañ fa fu nekk dugal naa ko. ndeysaan Boubou. mais dañuy def ay plateau dañuy def di teg di tegaat di def di teg di tegaat ba man sama bopp maay sonn ne ko Boubou sonn naa arrêté mu ne ma déedéet. ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine d'être bien fait nañ def lu parfait. ba chaque fois léeg-léeg da ngay wax de Mayta nee na Boubou moo la jagal. si dëgg la loolu lu wér la. parce que montage tey jii nii li doon xew si reportage yëpp. buñ ko génnee woon caaf xam mais. moom tout le temps daf ma naan li xew reportage lay rek. ànd nañ reportage ma dem presque xam naa. yow mi si géej gi lañ demoon. ñu dem ay 200 kilomètres presque si biir géej gi. ñu dem ba gisatuñu lu dul géej lu dul ndox foo tourné ndox la. ma xëy saboté naan kaan pël bi jékki-jékki rek commencé am mal de mer di wàcc. moom si boppam moo ma doon mujjee di saboté donc pour dire que ne vraiment ñu nekk ñu baax. même dégg naa junior doomu mère Thiam moom tam dem na reportage ba xam. chaque jour mu xam parce que moom doole reportage bu mu dem xam nga wérul. ndeysaan. ba ma ne bu ñuy balaa ñu commencé li ñuy tegal lu weex la lu mu tudd. dañuy def balance. lan mu tudd nga ne balance des blancs waaw kay. donc ma leen di remercier ñoom ñëpp mais aussi comme ni ngeen ko waxee sama cousine Mami Diop kenn demul mu des. moom aussi mu def liggéey bu rafet. ñuy profité aussi si mois de mars bi di leen féliciter. parce que yombul yeewu fajar ñëw ku ne xam ne liggéeyu cadrage nu mu mettee te ñoom dañuy dem terrain. nekk si rédaction di daw si nit ñi.
muy moom di yaaram di surtout tamit Marie Thérèse Mayte muy def lu liggéey bu metti moom tamit ñu koy kooku dey rek ñu leen di remercier suñu réalisatrice bu ñaawul boobu nga xam ni moom nii la koy def. xam naa danaan laaj fay bis bu dénkaay di leen fay di ko defal xam nga fu ñu jëm. waaw dafa yor laay fay ay dóor la de. man heure laay yéeg métier ma yéeg 9h mën a yéeg ma ne ko 11h mun ma da ngay appart. nee naa leen man dama yor société mais su ma sañoon ñaar ñu mel nii Mayte ma am ko sama kii ak Baye Ndaw tellement dañoo fonk liggéey Mayte day kaf day ree mais bu liggéey taxawee xamatu la ba liggéey bi jeex ngeen mel ni ngeen te loolu nag mooy dëgg xool day feebar du dóor mais day feebar ba si vendredi moo si mujj béyaa aram bi passé maa si doon coordonné di kii dafay feebar kërëb bi daf lay envoyé message ne la Laye dama feebar mais s'il te plaît gérer affaire bi pour mu wan la ne la moindre des choses nit ki fonk na liggéeyam c'est parce que tey occasion la ñu nekk si weeru jigéen moo tax dañ ko koy wax moom dañ ko war a sargal nag dëgg moom dinañ ko sargal sax balaa weer bi préparé cadeau yi waaw cadeau yi ñu sargal Mayte nag balaa weer bi di jeex mais daal fii lañ koy defee wala Sorano non mun Sorano sax dañ ko fa def mais mariage lañ koy defee waaw mariage waaw mais fii lañ koy njëkk loolu lañ koy ñaanal balaa ñu génn weer bi amul jëkkër ko ñu bëgg jëkkër ko matériel mi ngi fi ñu bëgg jabar xoolal fi mu ne nii mi ngi may dee sax de nee na ma nañ jàll ci thème bi waaw ñëw Mayte man moom wax dëgg yàlla man moom may orienté te xam ne ñun suñu liggéey bi nekkul taxul mu yomb ku jàpp ne da ngay toog nii rek di wax yombul toog yenn saa di waxtaan nag ñu ne merci ñu doon noppi yow kay moom yow grand vie ngay jéggalu preneur de son yi ñoom tamit ak ñoom Alain ñoom ñëpp ñu ngi leen di sargal gisul xam nga nit dina def dara di gis boppam ci lu muy def moom nag gisul boppam ci lu muy def waaw dina ñëw wax ak yow tey ak dal ak respect ak noo mënti toll nag surtout man fonk gis nga liggéey dañ koy fonk boo ko fonkee rek da ngay am résultat gisoon dénkaanam bi mu ñëwee yàggul macha allah kon ñu nekk ci ginnaaw ñooñuy buux macha allah Mayte mention spéciale yaa mujj ñëw yaa gën a siiw yaa wax loolu dénkaane benn taasu la ko kii génneel d'accord Thiam wallaay Thiam kon mi ngi nii ñu ngi nii suñu cadreur yi suñu caméraman yi suñu camérawoman yi noonu la waaw noonu la ñoom yaaram ak ñaar lañu ak Mami Diop Mami Diop moom xaytu Baye Ndaw Baye Ndaw war rédaction Nogay d'accord Baye Ndaw nee na ma booy bi dafa fonk julli man ko kan ngay wax mu ne ma xale bu jigéen bi Mami Diop solo wul dafa fonk julli lu muy def bu julli jotee da koy bàyyi waaw macha allah mi ngi nii Mami Diop borom man teint noir bi moo tax mu gën ma ne xam na li ma ñuul moo tax damaa bëgg teint noir wala kere ma tegee cheveux bëgg macha allah waaw bëgg tegee cheveux xaw na la fay kii ne la mère Thiama lii nag kon mi ngi nii kon ñu ngi leen di sargalaat beneen yoon di leen ñaanal yàlla na yàlla defal leen jàmm def ci poos yi dara ñu dem nag xool suñu premier élément yi itam bi nga xam ni moo ñuy dugal tey tomb waxtaan bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee bismillah jigéen yi di jànkonteel ay jafe-jafe ci bërëb liggéeykaay yi maanaam di jëflanteel ak seen njaatige lii di harcèlement sexuel di buntu xatal ci wàllu sëy lu ñu ràññee la ci yenn entreprise yi ba tax na ñu koy ñaawlu bu baax. xanaa jamono bee jaxasoo rek dem ba jikko yi tamit jaxasoo xel yi jaxasoo moo tax gëm naa ni yenn yi suñ koy def duñ ko sax tey man je prends ça du côté franchement moral. surtout xale góor yi bu ñu gisee ni que sa niveau de compétence moo ëpp ñoom seen niveau de compétence wala domaine de prédilection ba nga nekk yaa nañ ci gën a aay dañ lay jéem a damm say laaf pour nga bañ a échelonné tout en te dégradant di la proposer la yoo xam ne daal day metti sa xol ba day kase sa moral kase sa élan. bu fekkee ne yéen ci entreprise yi dañuy daal di tànn ci anam yu doy waax lii di promotion canapé maanaam njiital wàllu mbëggeel mën na andi ay gàllankoor ci bërëb liggéeykaay bi bu ñu sukkandikoo ci directeur bi. am na nit yi nga xam ne tey peut-être dañoo faible d'esprit ñoom loolu la ñuy jiital donc dafa am li nga xam ne fa la ñu toll seen xel fa la toll mais pour ñoom tey suñu deful loolu dañu mën a am benn bànneex genre yooyu mais jàppalewuñu entreprise bu ñu nekk
parce que tey su fekkee da ngay promouvoir nit di ko harceler di ko nax pour rek bëgg ko ku ñëw toog mën a am benn poste après derrière en échange de quelque chose c'est vrai que dina ko am wala amaan na sax mu jàll wala nga dëkk ci éternellement mais dara du wëy donc man dama jàpp ni loolu lu ñaaw la sooy liggéey ci entreprise da ngay xool intérêt entreprise bi produit bi fi ngay liggéeyee lan nga mën def ba sukkal ko ba développer ko su fekkee nag pratique yi dafa am ci entreprise man de lu ma mënoon conseil rek mooy loolu nañ ko bàyyi. harcèlement ñu bari di ko ñaawlu bu baax ba tax na jigéen ñi di xeex loolee jóge fii waaye itam di ñaax ngir ñu jël leen ngir seen diplôme ca bañ leen a jël ngir seen taar. jaajëfalaatu waa rédaction bu dee TV mbokk yi defe naa gis ngeen élément bi moo ñuy dugal ci li ñuy waxtaanee tey xam ngeen dañoo nekk ci weer woo xam ne dañ cee jox jigéen cër jigéen moom defe naa toujours weeram la bés bu nekk bésam la mais buñ nee mars rek xel yi jëm ci 8 mars jëm ci 15e de la femme ñu gis ne tey am na ay jigéen ñoo xam ni ñu ngi bëgg a daan seen doole bu ñu waxee harcèlement maa ngi laaj sànq sax naka lañ koy waxee ci olof. maanaam chantage nit ki bu ko def loolu loo xam ne daf koy def te du ci teeyu bakkanam ngir ne am na lu mu soxla ci yow. loolu nag dafa nekk loo xam ne tey dafa commencé bëri suñum réew ami fi woon bu njëkk bi da ngay gis sax ñuy wax promotion canapé ma nee na am na yoo xam sax des fois da nga koy rus a génne ci sa gémmiñ ndax defe naa ni am na loo xam ni ki koy sant nit ki defe naa bu ko jàppee woon comme sœuram wala comme yaayam wala comme jigéenam am na loo xam ni du ko teg kii teg nit ki li mu àttanul bëgg chantage nit ki tam ci ne am na lu mu soxla ci yow def naa bokkul ci jikkoy garmi yi moo tax Oustaz Mohamed bokk na ci juróom-ñaar yi nga xam ne ëllëg dañ leen di keral waajoo xam ni dafa am ku ko woo ci boppam ndax soxlaal na ko mais bi mu demee ba bëgg a jëflanteeg moom xalaat digganteem ak boromam ne man daal damaa ragal yàlla ñu ne bokk na ci juróom-ñaar yi nga xam ne ëllëg dañ leen di keral kon ñi ngi wax ñi nga xam ne yàlla daf leen a jiital ci bërëb yi nga xam ne nit ñi dañuy daw di ko uti muy ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite organe de presse yi comme ñun ci li ñu nekk ñun amul fii macha allah ak ki nga xam ne dafa yore société am nit ñi di ko soxla ba ci commerçant bi nga xam ni sax nit ki day jël ci moom di jaay ndax lii dafa yaatu ñu ragal yàlla xool suñu diggante ak suñu borom harcèlement baaxul ci dara lu mu dugg rek daf koy yàq nit ki soxla liggéey nga tegal ko ay conditions yoo xam ne la muy def dina yàqu honneur am ndax mun na toog mu topp ko à vie jël sa bopp jox nit ndax lan benn liggéey boo xam ne li nga ciy gagné matul sax 500000 par weer nga yàq sa dund def naa dara jaru ko mais ñi koy santaate itam bala ngaa teg nit dara mbubb bi na nga ko jël solal ko sa bopp bu jekkee ci yow nga xam ne jekk na bu jekkul doo ko solal tey am na jigéen ñoo xam ne lee tax amuñu liggéey am na ñoo xam ne fu nekk ñu ngi fay dem déposer seen ay diplôme mais mënuñu leen jël ndax lañ leen di sant seen ngor du leen ko may ak seen dignité te nit nag bu ngoram demee dignitéem dem diineem dem defe naa dara dootu ko dese kon ñu bàyyi xel bu baax patron yi def loolu nit ñi def loolu bugguñu ko def seen doom te nit loo bañ ku la ko fay bul ko leble ndax dañuy wax ni amal maash ita kama tuddinu tuddaanu àdduna moom nit defal lu la neex mais loo leble rek dañ la koy fay boo leblee doomu jàmbur lu bon dañ koy fay ci sa doom kon harcèlement bi tey gis nañ ni mi ngi commencé bari Fatima moo tax dénkaane toujours comme ni muy bayee waaram ci ne communication moom mooy éducation moo tax tey ñu indi ko surtout weer bi nga xam ne weeru jigéen la gëñ ko joyal nag ci jigéen ñi nga xam ne dañuy soxla liggéey ba pare ñu leen di chantage di leen def ay harcèlement yoo xam ne teguñu ko daal ci yoon te loolu lañ bëgg a waxtaanee harcèlement moom dafa du yoon benn yoon ci bërëbu liggéeyukaay xam nga tamit patron yi am nañ jikko bu nekk waaw am na patron yoo xamante ne ñoom mbirum saay-saay rek moom moo leen tax a jóg te man ñooñu sax damay wax ne si lu ñuy def dañ cee gis seen bopp parce que nit lépp lu muy def waru cee gis boppam lépp looy def di ci gis sa boppam rek yow yaa ngi ci bokkaale parce que yow munoo bay def lépp loo def rek c'est parce que dañ la def loo wala lépp li nga xamante ne wërsëg la bu jaaree ci yow dafa jaar ci sa loxo rek mais yow munoo amoo yow da ngay def léegi li jëm nag ci mbirum jigéen yi pour man ñoom rek ñoom ñoo war a xam lu ñu bëgg parce que man tamit bëgg a liggéey du tax man nangu yenn yi waaw nga may chantage man nangu yenn yi astu malaak nag ma ne man damaa am jëkkër parce que nag boo xoolee am na tey ay néegu sëy yu bëri tey yëngatu na c'est parce que ku góor ki dafa gis ne ku jigéen kii kat liggéeyam da ko préoccupé trop léegi moom dafa am kumpa ca jabaram lu muy liggéey ca bërëbu liggéeyukaay ba
gis na ne daal nekkul et tout léegi ku jigéen ki amaana na du ko mën a nettali exactement lan lay liggéey ci biir mais si comportement wak yooyu noonu dina xam ne kii nii fu muy liggéey nekku fa à l'aise comme ni ma ko waxee rek am bëgg a liggéey waru tax yow nga nangu yenn yi parce que au début contrat lay nekk da nga naan yow lii ak lii nga mën lii moom mooy say compétence nga indi sa CV nga wax ne jaar nga fii yow tamit patron bi nga ne man tamit lii laa la soxlawee ngeen waxtaanee ko ba juboo ko du dëgg léegi nag si boo leen di liggéey nga gis ne commencé na am débordement mais nga war a am fulla bi ni toll pour tamit wax ko parce que tamit yàlla jeexul du dëgg parce que am na ñoo xam ne xëy na bu ñuy liggéey fenn dañ naan ay suma perte sama liggéey bi ay fu ma jëm loolu la ñuy wax fan laa jëm alors que ne xamuñu ne yàlla jeexul te lépp li nga xamante ne nit mu ngi koy accepter ndax nafsu bakkanam ndax xaalis bu moytu loolu ci boppam moom moo koy lor donc di wax ne rek moom moo mën a delluwaat xelam ci boppam yenn yi bañ ko jaral surtout nag harcèlement yi si jigéen ñi xale yi jigéen ñu ndaw ñi maanaam ñi nga xamante ne ay célibataire waa génération bu bees bi nga xamante ne jàng nañ ñu ngi doog a génn ci école supérieure yi war a nag commencé dem defi stage en général harcèlement bi foofu nga koy gën a déggee am na ñoo xam ne xëy na kenn préparé wu leen waaw parce que man loolu daan naa ko wax dama doon wax ne professeur yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci université yeeg yooyu ci école yu mag yi nañuy faral aussi di ñaax parce que mën nga wax ne nit ki majeur na alors que ne xel bi majeurul mën xamagul milieu professionnel lan moo fay am yow nga foo ne jàng na am na benn niveau bu mu toll ne rek xam na alors que ne nit ki lépp li nga xamante ne daf fay dem mu bees ci moom rek boo muccul bu ko maîtriser wul mën naa déborder du dëgg donc ñoom aussi seen rôle la ñu jàngal ñi nga xamante ne ñoom ñooy waaj a dugg ci milieu professionnel jigéen ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a vulnérable ñu wax leen lii ak lii ñoom lii mooy seen droit ak yi parce que soxna Zeynab am na jigéen yu bëri ñoo xam ne xamuñu seen droit am na jigéen yu bëri ñoo xamante ne xamuñu seen droit comme harcèlement bu ñuy wax sax am na jigéen ñu bëri ñu ngi koy commencé di subir ca kër ga waaw ca kër ga surtout femmes mariées yi ci kër ga parce que yow da ngay jàng am say diplôme nga bëgg a liggéey mais sa jëkkër si boppam di la tere ngay liggéey ngay liggéey alors que ne daal féministe la moom non mais xanaa xamoo loolu si seen droit la mais sa jëkkër bu la teree nga liggéey da ngay toog xanaa xamoo loolu seen droit la ñoom ñu dem liggéey te jigéen ñi waa seen droit la jigéen bu amee borom kër borom këram moo ëpp droit ci moom su bëggee mu liggéey su ko bëggul bu ko teree am day toog man la rek si droit yi jigéen ñi loolu da cee bokk que ñoom dañoo war a yéen nasaraan yi seen droit xam naa tey dañ ci cadre diine moom waaw xëy na si cadre diine xëy na tey aussi amuñu fi benn juriste mais loolu noonu si droit ku jigéen ki la bokk mu war a mën a liggéey harcèlement bi daal des fois am ci kër waaw dafay am ci kër gi diggante ñaari way dencante te loolu dafay commencé ci ki nga xamante ne moom mooy borom këram mais daal kon ko si milieu professionnel la ñuy wax jigéen ñi si boppam nañu gën a takkaat seen sër jigéen moom mooy sol tubéy mooy takk sër ñu gën a xam ñoom la ñu bëgg lu bu fekkee ne na yow lañ la bëgg a defloo bëggoo ko neexu la mais tu n'as qu'à refuser Alpha Diallo nee na bi jigéen ñi di jëfandikoo baat bi nga wax léegi ñaari loxo mooy takk tubéy ñaari loxo mooy takk sër jigéen ñi ci lañ wàccee nag seen yoon te xam ne ñoom kenn du ñoom ndax ñoom ñoo jur góor ñi waruñu sax diirante ak ñoom non du diirante mais wax dafa laaj dégg-dégg daal wax dafa laaj dégg-dégg sagam jigéen moom moo vulnérable moom la ñuy teg yenn yi donc moom côté bu ñëw rek situation bu taxaw rek il faut que mu xam moom naka la war a taxawee lan mooy taxawaayam même góor ñi dañ leen def des fois harcèlement de ndax góor dina liggéey ci bërëb ñu koy defloo doxloo ay mission yoo xam ne bokkul ak li mu bëgg ndax xaalis moo tax te su ko amul mu perte liggéeyam en général loolu moo koy gën a war xaalis njaboot gi dangay am ñaari jabar wala benn jabar wala nga am ay doom yu bëri xamoo noo koy def moo tax yow ngay nangu harcèlement boobu noonu mais boo jëlee yëpp teg ci loxo yàlla rek je pense que kenn dootu fi subirité lu jëm ci mbirum harcèlement dëgg la Fatima merci Thiama dégg nga Fatima li mu wax est-ce que du yaay yi tamit ñoo waroon a préparer doom yi ci kër gi harcèlement yi ba mairie bokkuñu ci mère yi waaw mère yi xale la ñu harcelé wala man xam nga saay nag xam nga am na paa boo mère amee rek paa am na la ma ne fu mère amee rek paa am na fa milieu professionnel yi tamit yaa tout des fois du ñàkk de ndax xaw ma loolu wax dëgg yàlla. waaw desal ma nee naa léegi. kenn harcèletul jigéen ñi ñooy harcelé góor ñi. baax na. xam nga man
nga dëgg la yàlla chaque jour ñu naan femmes yi dañ leen def nii dañ leen torturer ñoom ñooy torturer góor ñi dañuy fekk góor gu yor otoom di liggéeyam jàpp njàmburam ku mel ni Mamy Diop mu ne sama patron bi kii ni mu coofee naa dugg ci moom dina lijjanti ba xam fu mu dëkk lijjanti ba xam numéro portable am di ko envoyé ay message te kat jigéen du rëbb bu sooy de waaw lu mu bëgg a def lu mu fu mu bëgg a jaar dina fa jaar kenn du ñoom ñi ñoom ñan ñu jigéen ñi kii moom bokk ci gaa ñuy bokk ñu ci ñoo raw ñëpp dama leen xam tey ji bu ñu bëggoon dugg ci yow ci ku góor maa bëggoon tey ñu soxla tey Macky Sall dañuy xëy rek Macky ni gis leen ñu ne fànk ci biir ba toog duñu xam fu ñu jaar ak nu mu def ba mu ñëw foo jaar nga ne loolu du sa affaire ñëw naa rek olof nee na jigéen du rëbb bu sooy du rëbb bu sooy dama ko gis lu benn du ñaar du ñett du ñeen buñ leen joxoon am réew ñu xam ne ñoo ko mën a tabax waaye ak ñoo mën ak caay-caay jigéen de daka ma leen ragal seen pexe moo rëy seen pexe moo rëy moo tax nee naa leen bu doon ñoom ne nekk ay imam wala ñuy ay sang ay ni wala ñu def dara nga gis réew mu toj dañoo xaw a doy waar kenn def harcèlement de ñoom ñooy harcelé xale yi góor ba pare di ko jiñ góor ñi defaa leen seen toogaay kenn harcelé wu leen bu leen ni nag mère Thiama tey dafa def li waaye bàyyi leen góor ñi léegi gis góor góor am otom bu rafet nga ne kii fi mu dëkk dinaa ko chercher ba am ko kii fi mu dëkk laaj ko Mamy Diop ne kii xam naa benn cousin de fee liggéey di ngeen dem ba xaritoo cousin boobu mu jox la numéro kooku waa ji nga di ko woo ma gis naa jigéen boo xam ne dem na ba liggéey kër waa ji di fa def bon di fa liggéey pour xam waa ji ngi noonu aka ñoo doy waar def naa tamit seen am na ci ñu doy waar du ñëpp gaa mais li nga wax rek règlement bu nekk am na exception na waaye ñoom dañu xaw di liggéey si tam sol lu doy waar góor la mini bu léegi sax nag xale sax bàyyi nañ ay mimi dañuy sol tubéy joo xam ne tubéy ko mu fees macha allah ñëw ni patron bi dama doon seet ndax lii amul fi ak kii bu góor gi bu xelam gàttee uude tamit nu mu la gisee noonu la lay ëwale bu xel ma gàttee man dama ma et puis dégg naa ñu ne promotion canapé bureau lu fa canapé wuti pour toog noppalu xanaa doo toog ci siis yi soo bëgg liggéey ba sonn relax tàllal sa tànk tëdd si taal bi ni xam nañ bureau yi waaye ñaari canapé ci bureau def frigidaire def douche ok néeg nga ne defoo bureau mais Thiam loolu néeg la de du bureau doy na waar lay pay waaw soxna Zeynab thème bi dafa ñëw si heure am parce que harcèlement dafa am mais parfois sax du doon harcèlement acharnement lay doon acharnement lu tax parce que bu ñu nee harcèlement li si bëri dañuy yaakaar aspect sexuel bi maanaam nit ki daf lay def dara parce que bëgg na am fu mu jaar ak yow bëgg na la def lenn mais da ngay gis koo xam ne dafay def abus de pouvoir parce que man maay directeur u diw wala man maay supérieur am hiérarchie rek ba damay xaloo lu nekk ma war ko teg est-ce que si cadre convention bi ma signé entreprise bi est-ce que loolu bokk na si xam nga dafa am ay prérogatives kenn du ko signé waale xanaa mi ngi noonu dafa am ay prérogatives yu nit di am yow da ngay dem si entreprise gis naa ko bu dul benn du ñaar yoon da ngay war a jël pause directeur bi ne la doo dem pause parce que dafa am benn dossier bu important moo war a def wala nga war a wàcc moom mu toog këram ba 15 heures bi lay gont yow 8 heures fekk na la sa poste 15 heures moom mu ñëw mu def 2 heures de temps yow sa heure wàcc na 17 heures jot na mu ne la non mun a goo wàcc parce que dafa am lettre boobu may defal saisie wala dara foofu aussi faw ñu développer si partie boobu parce que acharnement lay doon parce que sous prétexte que ne yow yaay supérieur am hiérarchique ba lu la neex da nga koy teg mère Thiama wax si jigéen ñi ak góor ñi mu bëri tey jii nii jigéen ñu bëri ñi ngi daw di dem di wuti góor ñi am na xale boo xam ne yaa ngi nekk ak moom gis nga ne peut-être am na physique bu jeune nekk na jeune yow tey jii nii soxla nga ko yaay directrice am da ngay def acharnement si moom su da nga koy invité te du commencé invité sax da nga koy yónni si cadre liggéey la mais da nga koy yónni yoo xam daf lay leer ne warul nekk cadre professionnel. daf lay jegele ak moom. jegele la ak moom parce que am na loo xam ne bu la ko nit yónnee rek mooy dugal na la si boppam parce que dugal na la si intimité am. donc commencé wax bu yegg comme ne nga dofa ko moom. soxlawul ñu dañuy junj rek. ñii seetaan ñoo ñu gën a xam de. foofu noonu mu dem soxna Zeynab ba indi parce que man dama gëm ne cadre professionnel maa Fatima relation bu ñu mënti am. ci cadre entreprise dañu war a nekk relation boo xam ne c'est professionnel. liggéey la ñuy waxtaanee mën nañ nag bu ñu génnee. hors cadre bi ñu wax leneen mais si biir liggéey bi parce que yow liggéey moo leen boole xamanteew ñu woon avant dañu war a def yëfu liggéey mais. da ngay gis foofu la achat loolu tamit.
buy rombee mu sóoru sax nga yaakaar ne jigéen la war nga ko mën a aborder. te micro bi léegi nga gis mu defa ne jigéen la. donc mu nekk loo xam ne soxna Zeynab. faw ñu def si benn taxaw mais man ki may gën a waxal. mooy ki nga xam ne moom mooy wut liggéey. parce que tey jii nii gis nañ ko fi budul benn du ñaari yoon. mooy ndaw lu toll ci am bëgg a liggéey. loo bëgg liggéey bu dee am nga compétence bi. nit wut na liggéey ba am fa jëkkër fekk ko fa. waaw c'est parce que kooku gis nañ qualité si moom bu doon tey jii dañu acharné wu dañ ko harcèlement sexuel boobu ñuy wax daf si am. kooku du ko takk parce que lu muy soxla si moom am na ko. ndax ki nga xam ne harcèlement benn bi bu njëkk bi rek moo jafe mais bu njëkk bi bu xasee ba am yi si des day nekk dolli rek. bu njëkk ba. mooy acharnement bi benn bi nangu bu njëkk bi moo jafe mais boo xasee ba nangu yi si des ay dolli rek lay doon. donc boo bañee nag kooku mën na dem ba si biir ba jabar mën na la fa fekk gis nañ ko lu si bëri ba bu si yàggul. màkk bi nga xam ne bu Tuubaa bi dina ko tiir jabaram secrétaire am la takk. te def na si moom 7 ans xaw ma 8 ans. donc ça veut dire que gis nga si moom ay qualité. bu nawul woon ay jikkoom du ko takk. du ko tànn mu nekk yaayu doomam. ba pare mu nekk ñoo xam dañuy liggéey ba ay 2 heures du matin bu tabaski jotee wala dara dañuy perle di nekk secrétaire. mais bu événement jotee dañ fay liggéey parfois dañuy fanaan 2-3 jours. parce que dañuy am ay commandes. mu nekk kon tey jii nii dama gëm loo xam ne franchement daf ko wax parce que ñoo bokkoon classe bokk pratiquement même prof yi. gis nga nit ki bu ñu la jàngalee ba nga am diplôme. balaa ngaa génn dañ la war a wax ne marché wu emploi foofoo gën a metti école. lu nekk di nga ko gis. surtout ma stage yi. ku nekk dina la laaj sa CV ku nekk dina la ma boole laax diw. mais raar na si ki nga xam ne moo lay wutal liggéey te yàlla tax. te ki la wutal liggéey te yàlla tax peut-être yàlla daf ko jagale mu jaaree si moom mais liggéey boobu sa wërsëg la da nga ko waroon am. dëgg la tey muy man di sama morom. ku si nekk lu ñuy wut nañ ko gëm te xam ne bu dee mën nañ ko suñu wërsëg nekk si dinañ si jot. mais pas parce que Mansour moo nekk si kaw. je prends exemple si moom rek. damay war a nekk si moom harcèle lu mu ma sant ma def lu mu ma def loo ma def lu ma teg ma tegoo ko. da ngay dem ba yow si sa bopp dëgg la di nga bëgg li nga bëggoon di nga ko am mais après boo toogee yow rek est-ce que di nga fier si sa bopp. dëgg la. te loolu mata sàmb la. fierté boobu ba pare soxna Zeynab. jamono ji am na femme mariée yu bëri. kenn jëlatu leen. da ngay gis ne célibataire yi. moom la ñu soxla moom la ñu gën a soxla. nu mu mel. pour jëfandikoo leen. ñoom ñoo xam luñ ci jublu waaye xam naa ne daal du lu baax. non même femme voilée yi am na koo xam ne muraayam moo tax fa mu dem pour ñu jël ko jëluñu ko. loolu tamit xaw ma kan xaw ma naka lañ koy tuddee dañuy xool physique bi. ndax rafet na. ndax jekk na. man gis naa ko boo moytuwul ñu jox la 3 fois rendez-vous. gis naa ko koo xam ne dafa demandé. femme voilée li ngay wax. sama mag la dafa voilé dem mu nekk entreprise bu mag. ñu soxla woon lépp kooku ñëw. mais daf ko gis rek dafa choqué wu. waaw ne ko noonu dama bëggoon ñu jël café ak kii mu ne ko man ñëw ma fi pour jël café. Europe laa jàngee. donc am na loo xam ne indiw ma fi foofu la café bi gën a bëri. waaw. nii la ko waxee. foofu la café bi liggéey moo ma fi indi lii boo taxoon mu ne ko non au fait ce qui me dérange mooy sa voile bi ak kii bi. mu ne ko bu dee moo la si dérange du ma fi liggéey. jour boobu la fa gëj. bañ a gëj. yàlla am na ndaw lu dàq keccax di. wallaay. Oustaz Mouhamed Diop. yàlla rek a fi nekk. surtout accueil yi moom dañuy bëgg xale yi jigéen ñu weex. mais léegi macha allah waaye nag Fatima léegi. accueil yi xale yaa ngi voile ba mu tërërër. accueil yi léegi fii diine yii lañ bëgg de. yan lañ bëgg ñëpp de yii yow gisoo xale yi ni ñuy def léegi. ñëpp dem naa ci accueil ak maam mi accueil ku ma ci gis dañuy voilé wu rafet defar ba mu baax xam nga ki ma dend moom du maquillé yow. du crayon moom du def leen poudre bu weex lay def rek da jàpp njaamu toog voilé wu mais xale yi léegi nii lañ koy defee dafay def voile bi dafa rafet ba bëgg a dee. am na ndax seen bopp génn. am na mais am na ñoo xam ne. soo muuroo duñ la jël. effectivement am na. maa la wax loolu mais jël nañ la yow. man nag yow rek yow rek da jël nañ la maa ngi yow rek. mais dañu sa jël ndaare. sama jeunesse yëpp fii laa ko defee def naa fi 18 ans. yooyu ñu sa kuñ jëlul jël ndaare. ñun kuñ jëlu sa ndaare ngay jël kenn du la seetaan. xanaa moo loolu moo tax am na jigéen ñu bëri. dañuy xeex balaa ñuy marié wu pour am liggéey. parce que xam nañu ne bu fekkee da nga am jëkkër ba marié jeex na. waaw parce que boo xasee ba marié. wala ba am doom nii nga ñëw nga ne am naa jëkkër am ay doom. non célibataire bi la ñuy njëkk privilégié balaa yow. moo tax dañuy ñu bëri dañuy naan naa am liggéey ba pare doog a dugg si jëkkër. ndeysaan doy na waar. kon léegi kuy dem du ci liggéey. nga ne aw ma jëkkër aw ma doom. waaw ba dem ba pare. mais këyit yi ñu lay laaj tamit. nga def këyit yi rek ni célibataire nga bàyyi yëpp fële.
ba pare comme fii dil bu ne am na fi. nga def loolu ba pare bu pare la nga doog a xam ne papier de mariage mais xam nga nit ki bu dee dafa jub. dinañ harcèlement certes metti na parce que dafa metti nag. qu'on le veuille ou pas. muy góor mu jigéen. ñu teg la loo xam ne. waroo ko tegoo. dafa metti dëgg la mais am na si yenn bañkat tey ku si mel ni je prends exemple si moom parce que moom lañ doon jël ku si mel ni Mami Diop. ku nit dafay betti rek da nga koy rey mais doo ko def loolu mu bëgg a def. dëgg la. da nga koy rey mais doo ko bëgg a def. te muy dëgg foofu noonu la si te loolu du parent loolu dama gëm ne école de formation yi. dafa war a am module. nit ki bu waree génn au moins 3 mois avant. ñu préparer ko si milieu entreprise. mu nekk ñun wax leen ni parce que àll la. àll la boo xam ne bukki yéex ñëpp a fa daje. donc yow da ngay certes parce que franchement foog ñu nangu ko diplôme yi dafa bëri. nit ñi nekk fa te ñi gëm seen bopp tey jii dañu bëreetul. léegi yow da ngay gëmal sa bopp gëm sa bopp ba dafay def ne gis nga si sa liggéey si lañ lay nawee gis nga ki lay harcelé noonu. xam nga yaa ngi doon nettali ki ne woon patron bi day tardé. mu jox ko oto. bu jéemee xool ba sonn. mënu la jot. boo matul poste DRH la lay jox ressources humaines parce que dafay xam ne qualité boobu nekk si yow. bu nekkee si employé yëpp entreprise bi non seulement day dem mais dañuy productif. dëgg la bu dee ñu bëgg lu baax. dëgg la mais lay pay parent am na ci solo de. gis nga jom ak ngor dañ koy nàmpal doom. gis nga ween bi ngay jël di ko jox sa doom muy nàmp yaa ngi koy ravitaaye meew mais danga koy ravitaaye jikko def ci moom ngor def ci moom jom diine ji ñëw ne ko nag foo munti dem. bul jaay sa ngor bul jaay sa diine parent am na ci solo comme fu école de formation yi tamit prof bi lay jàngal nga xam ne sa idole la am na ci solo mais kenn du yaay yi man sama doom dama koy ne ku la nopp ñëwal ci man nga wax ma ko boo nangam il faut tam yaay bi di jàngal doomam waaw communiquer ngeen di waxtaan sama maam da daan wax ne gor juddu la goree di jikko la dëgg la nit ki mën nga juddu ay gor jur la nga jikkowoo jikko jaam dëgg la nit ki foo nekk da nga war a jox exemple da nga war a wane ne say parents ñi la yar def nañ éducation si bu baax loolu mooy lan mooy gore te gore nag bu ñu ko waxee wéet ak wéttaliku wéet gore wéttaliku gore dëgg la Oustaz Mohamed harcèlement dee ngi nii daa tasaaroo nag actuellement léeg-léeg gis xale boo xam ne dafa koy jooy ñun mosuñu ci jaar ñun biñu nekkee xale 17 ans lañ commencé liggéey fii macha allah ak ñeneen mais yàlla dogal ne mosuñu ci jaar buñ la koy nettali sax des fois daf lay jaaxal man bu ma ko nit di wax daf may jaaxal damay ne nit nan la damay liggéey sa compétence nga am kaay ma def la nangam soog laa jël mais loolu dafa doy waar non xam nga laay fi mu daanelee milieu wu professionnel milieu wu teranga la waroon a doon mais malheureusement ab àll la boo xamante ne ay bukki ñoo fa gën a bëri bukki yi sàngoo deru bëy waaw xam nga tey góor dafa war a bàyyi xoolee jigéen a nadral jinsiya fekk mooy góor dafa war a bàyyee xool jigéen sexuelle maanaam saa bu gisee jigéen rek xelam dafay dem ci kii nii mën naa am kii nii gis nga loolu fekk góor mu ngi koy am ci jigéen ñoom ñaar mënuñu liggéey ci benn anam boo xamante ne dina am résultat maa ngi fàttaliku kenn ci sunu cheikh yi bi ñuy defal xam nga benn polémique la indi ci biir ndax góor ak jigéen mën nañu ànd di liggéey ak yooyu li mu dindi problème bi sunu bopp moo di ni góor da ngay xool jigéen li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ar rijalu shaqaiqu an nisaau shaqaiqu rijal jigéen ñi ñoom ñooy sœuri góor ñi c'est-à-dire sa sœur fekk lewu la c'est-à-dire jigéen fekk lewu la jàppee ko comme sa sœur nga koy xoolee li nga xamante ne mooy bët boobu harcèlement bi pour man ñaar dafa am harcèlement boo xamante ne c'est verbalement te boobu léeg-léeg mooy gën a metti ku jigéen xam nga ñëw nga gis jigéen dugg si te mu ngay tàmbalee tey li nga koy wax ne boo yow tey moom looy laaj ni da nga tooy c'est-à-dire dala koy wax yow benn mun nga ko jàppee cër dafa wow dalay xool na la mais booy dangaa wow yow loolu la wax doo bëggoo sama nag
c'est-à-dire dama bëgg a wax ne harcèlement boobu c'est-à-dire ci wàllu kàddu léeg-léeg mooy gën a metti parce que jigéen dina am benn fulla goo xamante ne ak benn fayda nga gis benn góor gu ñàkk fulla gu ñàkk fayda goo xamante ni jigéen bu romb ci wetam rek dafay jàpp ne war na wax ci moom li nga xamante ni xam nga yàlla subhaanahu wa taala bi muy wax jigéen na mel ni mu war a mel bi mu koy aar xam na ne am na góor yoo xamante ne bu doon ñoom kase jigéen du sonn mais fa yatma alladi fi qalbihi marad dafa am góor ñoo xamante ne dañoo feebar Nathiam wax na ko léegi c'est-à-dire ñoom dañoo feebar tey xale bu jàng ay waajuram def si moom xaalis muy fay formation di kii ñëw ci marché liggéey di wut liggéey nga ne ko jox ma sa CV bi ngay njëkk a xool mooy li nga xamante ne mooy moom bindinam nu mu mel jox ma sa CV nga ne ko indil ma ko samedi ba pare jox ko rendez-vous ci benn resto laaju la CV c'est-à-dire loolu mooy na c'est-à-dire que ni entretien pour ñëw nga xool léegi su ñëwee nga wax ak moom na ngay reetaane boo amee fulla nga kii nii bu yombee mu ne am naa kaañ bu yombulul boo moytul kenn du la woowaat ñaata jigéen la ñu wax ñu indi seeni CV ñu bind fa seeni réew pour man moindre de chose ci respect nit ki nga wax kii mooy ne su fekkente ne soxla woo ko nga yëkkati sa téléphone ne ko bi ñuy sélectionné kiiwuñu la mais ci première démarche bu fekkente ne kiiwul du kii keroog dama am sam benn jigéen muy wuti place ci benn bërëb nee na bi may ñëw maa ngi toilette ba mel ni jinne parce que fi may wut see place bis bu ñu xamoon ne am naa boroom kër duñ ma yombalal ma am fi place yaa ngi dégg nee na ma ñëw bunt yi di ubbeeku rek bunt yi di ubbeeku ba ñu am place bi ñu luye ma téye ñëw mademoiselle non c'est madame mooy li ma wax léegi da ngay nëbbutu ba pat wax naa ko léegi c'est-à-dire foofu loolu beneen monde la di wane ne kon am ndekete ña ko doon ubbil xar kanam di kii nii ku ci nekk mu ngi sóoraale su ma ko yombalee comme que mademoiselle la suba dinaa mën a kafe moom dinaa mën a naan café dinaa mën a toog jël benn pot dinañ mën a jël añ diine lu ci nekk en tout cas góor ci wàllu boppam yàlla subhaanahu wa taala boo gisee muy wax ne wa qul lil muminina yaghuddu min absaarihim wa yaxfadu furujahum parce que yàlla dafa yéeme gis nga bët góor bu xoolee jigéen shahwa yëngatu faawu pëyam yëngatu fa nasratun la commencé dafa wax ne waxal góor ñi nañuy sàjj seeni xef sàmm seeni pëy bët ak sexe la yàlla subhaanahu wa taala pour nit ñiy déglu dañuy communiquer léeg-léeg ñoom ñaar dañuy communiquer bi maanaa toujours góor bu xoolee jigéen xoolin woo xamante ne lu muy bànneexu la aussitôt xelam dafay dem ci wàllu kii ni gën a doy waar loolu moo tax yàlla bi muy jeexal aaya bi dafa ne dhalika azka loolu c'est-à-dire bu ku nekk jëlee li nga xamante ne mooy li ko war bu boobaa loolu mooy li nga xamante ne moom mooy gën ci ñoom ñaan yëpp léegi nag mu dellu si waat léegi les comportements dina yóbbu góor bu feebar bu am faiblesse que mu kii la parce que comportement jigéen seen colin yi léegi-léegi nga gis nit koo xamante ne buy liggéeyi moom liggéeyiwul kese mais dafay liggéeyi plus cherche mari dafay liggéeyi plus charme ñi nga xamante ne parce que li bokk na ci li koy dundal mooy tout le temps muy dégg ñuy apprécier li nga xamante ne mooy kiiwam mooy façon habillement ni muy solo ni muy kiiwee loolu boo tasee góor boo xamante ni amul maîtrise te waase ak diini baare gi nga xamante ne mooy diine gi moo fa nekk day jàpp ne kii parce que góor waaye bu dee seeni morom lañ koy wàññiwul dara patron bi koy bu mu laal waaye bu dee seeni morom la ñuy nekk lii kii noonu wàññiwul dara de lan wàññiwul dara ñoom ak seeni morom lan ñuy waxante yooyu wàññiwul dara déet ñoom ak seeni morom déet wàññiwul dara wàññiwul ñu seen morom ñan ngay tuddee seeni morom
mooy seen ay patron bi lañu wax bu mu laal bu mu jege. mais patron bi seen i maro. mais jigéen islam daf ko aar. diine dafa ñàkk jigéen mais ñoom ñiy bokk di liggéey. ñoom seen collègue yi ñu nekk noonu wàññu dara. loolu xam nga leneen la. mais même collègue sax harcèlement mën na am si collègue. parce que boobu de moo gën a nekk jàmm sax que patron bi. xam nga neewoon naa tant que teguñu fi médecin fii di ko jugé. duñu réglé waaye patron yi ci réew mi tant que teguñu fi kenn di ko jugé ndax kii tëj ko. donc tam duñu réglé dañuy abusé wu ci seen i pouvoir léeg-léeg de. loolu nag moo gën a bon. bu fekkee harcèlement bi dafa jàll. par exemple yow ku jigéen ki. ñu dem nga même nangu bu ci amul wala viol am ci par exemple. viol waaw wala viol bu ci amee. wala Fatou nga baal ma gis nga viol. loolu la du viol man mënatuma gëm xale bu jigéen ne góor daf koy violé. ku mag xanaa xale yu ndaw yi benn histoire. sol doy waar kii la sax dama ko seetaan ci benn téléfilm. waa ji bëgg na jot. ci ku muy liggéeyal ku jigéen ki. léegi pour mu jot ci moom. mu ne ko dañuy dem voyage d'affaires ñoom ñaar ñu dem voyage d'affaires mu tàggu jëkkër ji et tout ne ko dañoo am voyage d'affaires ci benn dëkk affaire yooyu. islam voyage boobu la njëkk a tere. léegi bu mu demee nag. ku góor ki mu atteindre objectif am. léegi après si ku jigéen mais da ko drogué. parce que dañoo génnoon xaw ma réunion quelque chose comme ça mu drogué ko bu mu atteindre objectif am c'est après que si ku jigéen ci si la rendre compte que ne ku patron bi daf ko léegi nag bu mu ñibbisee nag mu ne da koy porter plainte xam nga léegi yow boo demee am na borom kër fekk am na borom kër léegi luy ndey bàyyi borom kër sax di dem ay am na foo xam ne soxna diine moo nanguwul jigéen jàmbur di ànd ak góoru jàmbur di tukki même bu dee ci liggéey même bu dee ci liggéey oustaz Ahmed ngi ni toog man d'accorduma d'accord lan ci ànd ak ay mais par exemple léegi ma jox la benn exemple tey jii ñu war a Mouhamed baal ma dama fay 2 millions man ànduma ak patron ki benn di dem ay voyage d'affaires balaa moo jeex ma ànd ak sama góor def voyage de xoolante bu leen ñu rey bàyyi leen seen xel yi ngeen fooy te ngay xam ni sëy bokkul ak sëy dafa sacré xam nga léegi liggéey dafa non sëy dafa sacré yaay li ñu wax dafa sacré waaye sa jëkkër fii ñu yor sab saak damay dem ànd ak sama patron Maroc di wut tur mais c'est-à-dire bu dee scénario bi Fatima di wax man damay condamner scénario boobu ñoom la rek ci na ko fi moo na ko sax bañ a drogué tëdd ko sans ndaw si xam na intention wu waaj patron bi léegi tey sama liggéey mooy fi ñu départ c'est-à-dire nit tout le temps sa ngor ak sa diine daf lay jaral lu nekk gis nga alal yàlla dafa am benn définition bu mu joxe ci alal ku yàlla jox alal boo fàttee loolu kuy wuti alal fàtte loolu xamoo wa aatuhum min maalillahi alladi aataakum na ngeen jox nit ñi ci li nga xamante ne mooy alalu yàlla ji leen yàlla jox gis nga li ma lay pay di fay sama wërsëg la bu yàlla jaaree ci moom yàlla mi rotal wërsëg yi fekk mu ngi fi dina ma ñëw xam nga démb dañ ma doon defal benn interview ñu demandé ma ñu bëri def leen di def équation pourquoi Zeynab dina xam li ma pourquoi Mouhammad duggul ci enseignement dem jàngi ak capacité yi ko yàlla subhanahu wa taala may dem jàngi lan dem jàngale ji par exemple dugg ci gouvernement bi léegi baal ñu am na ko nekk si téléphone bi bismillah allo waaw salaamaaleykum maaleykum salaam bismillah waaw man Saliou Niane laa tudd Saliou Niane waaw maa ngi seetaan seen émission waaw bismillah Niane suñu tonton boobu dem na ñu ngi koy jaajëfal merci pour wane juste dafa am yoo xamante ne nit ki dafa war a doon pour lan yow nga jàngi am compétence te duggoo ci xukuma bi te dugguma jàngale ci gouvernement bi ma ne leen bi ma ñëwee dem naa Pastef bi ma ñëwee yàlla tombeel ma fa ak benn waay joo xamante ne dafa abusé ci pouvoir am ma indi ko samay diplôme mu ne ma diplôme charia nga yor duñ la jël ma ne jour boobu laa leen fase ñetti yoon te ci charia kuñ fase ñetti yoon jeex baada zawju amatu te teewul sama wërsëg mu ngi ba mu neex waaw yow rek sama wërsëg maa ngi ko am c'est-à-dire nit tout le temps toujours dafa war a am li nga xamante ne mooy principe yàlla moom mooy wërsëgal mais ngor
ak diine bis bu ma ko ñàkkee mu amul feneen foo xam mais ni rek émission bi Jupiter na ma Zeynab mënoo ko def parce que voile bi kon Jupiter kon nga xam ne sama kër laay tëdd déedéet du waaw man maa jëkk dal ci kaw non Jupiter du ko wax du def loolu gaa non dafa gis nga am na ñoo xam ne lu ñu ñàkk ñoo ko xañ seen bopp ñoom ñoo ñàkk fayda mais soxna Zeynab am na liggéey yoo xamante ne il faut que ngay dem di voyager da nga koy gis sax si ñuy liggéey ci télé par exemple mais lu am laay maa bëggoon tey bàyyi déglu ko mu yeggale gis nga li muy wax nii du ma ko di non mais Thiam li mu lay wax moo fi nekk fi ñu toog nii rek te la laay waxee de fi mu toog nii ma Thiam suba dañuy ànd waxuma yow yaay Jupiter nga waaye dama ko waxee noonu rek yow tam yow xale yi dañuy ànd fii Thiès rek pour 2 heures de temps su ma ko dóoree arrêt mu xam ne lépp dëgg la te la laay waxee gis nga xam nga dafa am li Fatima di wax nii lu am la mais du ma ko def Zeynab li Fatima di wax lu am la mais tamit il faut que nit ñi xam ne ñun sànq ci revue de presse bi mun Mbàkke mu ngi koy wax ni Sénégal réewu diine la c'est-à-dire lay Abdoulaye mu ngi koy wax que ni certes liggéey dafa ubbeeku xoolal aji màkk ka aji màkk ni mu fooree rek ni mu fooree fa yàlla moo ko santaane te dañ lay wax ni jigéen warta tukki dem aji màkk lu dul dafa am àndandoo yoo xamante ne yu maandu la c'est-à-dire àndandoo yuñ wóolu tey bu fekkonte ni jigéen moom kot mooy dem jóge Sénégal amul voyagiste bu ko yóbbu amul kenn ku mu àndal islamiquement daganul muy dem aji màkk ak ni aji màkk toll dëgg la jigéen du voyage moom kese tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne laa yaxillu limraatin tuminu billahi wal yawmi al axiri saafira masirata yawmin wa laylatin illa maa di mahram loolu teg sax rasulullah sallallahu alayhi wa sallam léegi nag mu des am na jigéen du voyage moom kese même bu dee commerçante ak yooyu yëpp c'est-à-dire commerçante bi muy jug am naa xew Banjul de commerçante bi muy jug damay dem de xanaa yaa tontu Alboury yéen a ànd dégg moom lu wuti ci xew ma sama benn xarit moom nga war a ànd moo am doom Banjul mais nga am rifqa mu am rifqa nga am koo àndal kon nga am koo xam ne comme sa doom wala sa beneen sœur ba xew la bañ te man maay dem loolu di wax seetaan leen ko ci téere yi mu ngi ci téere yàlla ko wax non man defuma voyage d'affaires de mais voyage xew jigéen moom rek maa lijjanti xew ma Banjul te gis nga mel Thiam diine bu la santee rek bu la teree rek bàyyil xam nga lu tax il faut que ñu wax tukki ma de xew laay dem waaw xew bi fan la mais déglu xew boo xamante voyage boo xamante ne masirata yawmin wa layla voyage boo xamante ne dafay durer 24 heures nga nekk ci yoon bi dooyee xam nga boo jógee fii di dem Gambie boo jógee fii nii di dem Gambie matul 24 heures c'est-à-dire nekkul waxul ñu du voyager point final xew laa jëm de waaw ma tukki ma de pourtant am na jigéen yu bëri ñu ngi leen di tooñ si lu ñu yëgul xamuñu parce que xamuñu te nag fii appliqué wuñu diine bi diine ji mbubb la bu ñu sol xam nañ sax diine bi làmmeñ la bu ñuy waxee mais est-ce que ñi ngi pratiquer suñu diine fii musulman non pratiquant moom moo fi am loolu mooy problème bi mais buñ toppee charia lim ñu wax ñëppay noppalu góor dootul am problème jigéen dootul am problème waaw foofu noonu nga doon wax musulman non pratiquant gaw ma ko soit dañ koy nekk wala nekk am na nag waaw dëgg am na mais nit ki li nga nekk li ngay wuyoo da nga koy doon am na koo xam ne julliwul day sàcc day def lu bon diineem yoon nekk mais yow xam nga ne islamique wala kon génn na ci diine bi daf ko tuddee bopp rek kii mais par exemple harcèlement am na ku ko mën a laaj mais am na ku ko warul laaj par contre muy élève bi nga xam ne prof bi da doon mara ndax moom mu koy may note muy génn ndax prof bi di am note di accéléré examen yi sax da ko doon lijjanti kooku bu ñëwee si milieu professionnel fu mu jaar ba am diplôme am foofu lay jaar ba am liggéey kooku warul mën a génn taxaw ne dañ ma harcelé si fi may liggéeyee te malheureusement bëri na si tey ji jigéen ñu bëri ñi ngi naan dañ leen di harcelé malheureusement dañuy nangu place bi toog ba signé ba pare doog a wax gis nga li nga bañ nit ki def la du ma fa toog ba di ko nettali muy dëgg du ma fa toog ba di ko nettali deuxième chose bi muy góor muy jigéen damay toll ba tey di waxaat li ma ki nit ki boo gëmee sa diplôme moo tax fi ñu toll nii tout le temps dama koy wax jàng dafa baax nga am diplôme wala loo mënti am nit ki da nga war a am métier gis nga ki am métier dàq naa la nga tiit bu ne kooku borom du borom métier mais ki nga xam ne dàq naa la mu ne la ndok yàlla c'est parce que dafa am si lu mu jàpp am na métier bu dul yow di sa moroom kon tey jii nii li ñuy wax du pour tënk mais pour éviter problème u harcèlement yooyu yëpp na nit ñi am métier mënal seen bopp léegi liggéey bi dafa yomb ba nga xam ne fi nga nekk sa biir kër Mamy Diop day wàcc télé bi nit gis ko
gis na ne lu muy def mais daf koy wone quand même dama am benn publicité wala benn dara mu wàcc diggante 18h ba 20h mën na ko liggéeyam am si benn fukki junne mu nekk lu ko lew doom bokkul ak salaire am l'essentiel bi nit ki mooy na mën lu muy def gis nga ki lay chantage di la harceler c'est parce que mënoo li ngay def à chaque fois boo ko joxee correction dina si am na leneen parce que moom am na foo xam ne fa la lay jàpp mais bu dee si cadre liggéey mën nga sa liggéey amul fu mu la jaar baal ñu de asalaamaaleykum Modou waaw bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah waaw soxna Seyna man la Gora Diop bi ci Italie Gora ñu ngi lay ziar ñu ngi nuyu waa Italie yëpp waaw ñu ngi lay ziar baax wax dëgg yàlla di rafetlu jotaay bi jërëjëf merci di rafetlu wax dëgg yàlla kenn di ñaan yàlla fay leen yiw amin ñu bokk amin ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam waaw mu mel ni wax dëgg yàlla thème bi tey am na solo waaye dama fekk ne li Serigne Cheikh waxoon rek daanaka Sénégal loolu moo ko gën a bëri ndax Serigne Cheikh di yàlla ci almaktoum dafa waxoon ni waaw problème moom la yàlla di wutal solution mais foofu problème yàlla dafa wutal solution mu wax ne alxuraan dafa ni maa faratnaa fil kitaabi min shay dëgg la mu ne bépp problème bu am rek solution mi ngi ci alxuraan te xam nga bu fekkee Oustaz Alioune Sall dafay wax ni mu ni góor bi ci Sénégal di 90% musulman góor gu am fanweeri at amul jabar jigéen ju am fanweeri at amul jëkkër mu ne loolu musiba rek lay jur ci am réew ndeysaan te boo xoolee réew mi li ko sooxee loolu ci la bokk ndax te li ngeen waxtaanee tey góor gi jigéen gi nga xam dafay dem di wuti liggéey toll ci wut jëkkër dama wuti jëkkër mu ne dafay wuti liggéey waaw kooku góor gu saay wala góor gu naa fekk mën na ko fooyee ndax dégg naa léegi soxna si gerte nag mu ne am na jigéen ñoo xam li muy sol dem di liggéey yi xaw ko imaam moo ko wax maanaam liggéey dafay am leneen lu muy wuti waaw xam nga kooku bu ko góor fooyee ndax moom moo ko def ndax moom amatul kersa ba mën a muur ay awraam ba góor doon ak ci moom bu fekkoon nag mu doon ay awraam mel ni mu waroon a mel nga xam ne liggéey moo ko taxal bi dem wuti liggéey ba amul liggéey delloo kër ay way juram dëgg la pour amaana kenn du fooyee waaye ndaw soosu boo bëgg ko ko fooyee moom ndax wutiwul jëkkër xaalis alal lay def wuti ni damay wut alal la pare dooga wuti borom kër ndeysaan sama way jur mu nekkoon ci taanu da daan wax ni mu ni góor gu reet mooy dem wuti xaalis jiitu di kër gi nee na xaalis bu dafa reet ndax xaalis boobu jigéen mën na ko faa fekk fooyee xaalis ma dëgg la mu ne dafa war a dem takki jabar ba pare fegu fegu ba pare nag dooga dem wuti xaalis dëgg la te saalika naka noonu ci jigéen ki rek nag saalika naka noonu jigéen bu amul lu ko fekk ñaay ko dafay yomb ndax feguwul ndax bu amul borom kër mën na fegu ndax amul borom kër te léegi góor damay fekk nam mel moo tax góor gi di ko fooyee kon bu kenn ko ne xamoon ne yow l'islam santaadewul lii bala ngaa wuti dara da ngay fegu ba pare bu ko defee nag su ko defee nag fooyee la du yomb dëgg la góor gi tamit du am accès ci yow loolu wax dëgg yàlla lu am la mais nag pour jigéen ñi bàyyi xel ci loolu góor ñi tam bàyyi xel ci dëgg la waaye bu fekkee ne kenn ku da ngay toog dafa wut alal ba pare doo am jabar wala dafay wuti alal ba pare doo am borom kër y a problème dañuy dem ba sonn rek mais solution du am doy na waar ndax loolu boo calculé ba ci biir day dellu si les sëriñ waxoon ndax loolu problème la solution utal kooku du yomb kon nag wax dëgg yàlla war nañ mën a bàyyi waat xel wax dëgg yàlla kenn ku ne bàyyi xel ci sa bopp dëgg la xam ni bala nga naan naam da nga fay nekk ba pare loolu moo ci ne wax dëgg yàlla rafetlu nañ jotaay bu baax rafetlu nañ sa woote ñu itam di ñaan yàlla rek yàlla na yàlla defal bi dégg ak topp amin ñu bokk ko ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax dëgg yàlla am solo macha allah xam naa ne jaare na Oustaz Makhtar lu bëri bëri waaw dina ko dégg incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah merci Gora ñu ngi nuyu waa italien ñoom Oumy Gumbala ñu ngi leen di bàyyi xel saa su nekk merci waaye Pa Ousmane mi ngi studio 2 Pa Ousmane soxna Zeynab asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi lay ziara yal na yàlla dong ziar ñu ngi lay yéegal sa yéeguwaay amiin yaa rabbi jërëjëf di la laaj sa jàmm yaram mbaa yaa ngi am jàmm waaw maa ngi sant yàlla na jàmm yàlla sax ci yow amiin yaa rabbi amiin kon bisimilah ci titre yi mu ngoog li ñu nam jukki bu benn waxtu jotee Serigne Mbaye Thiam di jëwriñ juñ dénk wàllu njàng mekk njàngale mi sàkku ci syndicaliste yi ñu delluwaat ci l'école yi wéyal njàng mekk njàngal mi teewut lu aju ci wàllu négociation yi ñu ngay wéy mu mel ni ñi di waa FEDER ànduñu ci
ci kàddu jëwriñ jooje di Serigne Mbaye Thiam wane nañu ko ni seen juróom-ñaareelu plan d'action daañu ko doon ni ci ëllëg lay doon daañu ko faram-fàcce ci xibaar yi leneen dina ci bokk ñuy mouvement Gëmu Yaakaar bu Matam mer bu futt ci nguuru que Sénégal bi ñu jàpp ni dafa ñàkk sàmmante que engagement yi mu diggee ak ñoom mooy ni lu ci ëpp ci seeni tawat ba léegi gisuñ ci saafara mu mel ni la ñuy ñaawlu mooy nañu leen fàttee ci mbir yi fësal nañ ko ci kanam suñu ndaw di Mansour Sow dañ ko faram-fàcce ci xibaar yi leen dañ ci bokk muy collège responsable département bu Ndakaaru di waa APR ne ba ñuy sos boobee parti te ñu ko fekkee ci la ñu bokk mu mel ni wàllu yan si ñoo leen ëpp sax cër ci boobee parti lu ni mel la ñu bëgg mu dakk ñu xamal ko ni ki démb seen jàkkaarloo ko taskatu xibaar yi suñu ndaw Ibrahima Fall ma nga fa woon daañu ko faram-fàcce ci xibaar yi leen na ci bokkit muy ab conférence internationale ñu jagleel ko Cheikhul Islam El Hadj Ibrahima Niass ni ki démb la woon ca Grand Théâtre ay taalibeem ñoo ko sooke ñu ci ëpp ci ñoom bàyyeekoo ci biir réew mi ci bitim xew ka jiite boobe ndaje di Serigne Mounhamina Ibrahima Niass bokk ci njabootu Cheikhul Islam El Hadj Ibrahima Niass daanaka kàddoom benn la mooy ni benno bu ko jullit ci taxawee xëy na daañu mucc ci noon yi nga xam te ne ñu ngi leen di faagaagal ay ambassadeurs it ña nga fa woon ñoom it rafetlu taxawaayu Cheikhul Islam El Hadj Ibrahima Niass ci message am ak ci dundam loolee it ñu fas yéene ko faram-fàcce bu benn waxtu jote Zeyda. Pa Ousmane. waaw titre yi moom am na solo. jërëjëf. macha allah yaa ngi doon taaxirlu waxtaan bi. waaw maa ngi ko doon taaxirlu kay. ci wàllu harcèlement bi. góor ñi sax dañ leen koy def. waaw góor ñi dañ leen koy def. dañ leen di harceler. mais comme nag tey jigéen ñi la ñuy wax. dañu ne. bukki bu dabee ponkal ci doxin bi la. loolu laa gëm wala fa wax loolu. mu waxaat ni uudee nu mu la gisee noonu la lay ëwalee. moo tax ma jàpp ni lu ci ëpp ci harcèlement bi ñoom jigéen ñoo ko mën a jeexal xam man mënoo comprendre jigéen joo xam ne da ngay dem liggéey. nga mel ni kuy dem nga solu comme kuy dem soirée. dëgg la. xam nga loolu tamit problème la. problème léegi nañu lijjanti mbiru colko bi. benn la ñaar. personnalité. bi ngay engagé bi ngay dégagé. waaw xam nga am na nooy mel rek. góor ñu saay-saay ñu mel ni man duñ la jege. duñ la jege dëgg mais am na tamit nooy mel. ñoom maanaam yaay dalal seen xel. yaa leen di wan ni kat ay bunta ngi nii yu ngeen mën a jaar pour yegg si man. waaw loolu boo ko defee nag ba harcèlement yegg si fa. ku tooñ. moo tax ma jàpp lu ci ëpp nag responsabilité ci jigéen ñi la. soo ko matee am fulla ak fayda. moo tax ma bëgg jigéen ñi am fullay fayda. soo ko amee nag ci biir kër gi. bi ngay liggéey. góor gi topp la benn ñaar ñett mais ngalawaay am nga foo ko mën a dénoncer. def ko boo ko defee mu jeex. mais bu fekkee ni yaa ngi naan ay su ma ko dénoncé damay ñàkk yàlla moo yor ñëpp. il faut que tamit sénégalais ñu génn ci loolu. naan poste bi laa nekk bi ma koy am dafa jafe su ma ci génnee nangam nga ànd ci. mu lay def loo xamante ne neexul suñu borom. mooy ni complice nga. waaye boo gëmee ni yàlla jeexul waaw boo gëmee ni yàlla jeexul. que ni li tax ñu teg la fa. sa compétence la ak sa xarañte. ñu nar laa def loo xam ne dëppoo ak say conviction lu dul dëgg. mais nga la waay wanal ginnaaw porte bi te bu ci yem dénoncé ko ba ñëpp xam ne lii la ci génnee. su boobaa ñu mel ni ñun nga xamante ne tout le temps ñu ngi dox ci loolu xëy na dinañ ne bu dee jigéen ñi kat boo leen harcelé dañ ko dénoncé am na fi ñu ko mën a jooytoo te ñooñu dinañ ci taxaw saafara mais lu mel ni day jeex. waaye bu fekkee ni yéen jigéen dañu yàtt yàccaara yéen sax yéenay encouragé harcèlement yi ci seen solin ci seen i waxin ak ni ngeen doxe mais ngalawaay loolu du fi jóge moo tax ma jàpp ne lu ci ëpp ci ñoom la bëgg naa leen trop mais tamit bëgg naa ñoom ñu xam loolu waaw du romb ay nopp waaw man de loolu laa gis man dëgg Alpha Camara yàlla na ko yàlla yërëm nee na bu duggee ci nopp dëngal du ko dindi mu ngo dëgg nga wax loolu laa gis de mënoo tóoj ba mu kawe sol lu gàtt liisal say pooj ba pare nekk góor te góor nekk góor di lekk xorom te xelam du nekk ci yow yàllaa ñu ko njëkk a tere yonent bi moo ñu ko njëkk a tere sallallahu alayhi wa sallam ci loolu la de am fulla ak fayda nag am fulla ak fayda waaw te loolu moom jigéen ju nekk yaa ko mën a jox sa bopp dëgg la waaw bu dee nag da nga manqué la di ko wane it góor ñu manqué ñu mel ni ñun ànd ak yow te dara du leen ci fekk dëgg la waaw merci Pa Ousmane ñi ngi nuyu suñu papa ak suñu yaay waaw papa ak yaay ñi ngi leen di nuyu wax nga dëgg waaw may wax ni woo nañ la waaw kontaan nañ ñi ngi leen di ziar ñi ngi nuyu équipe bi yëpp macha allah merci jërëjëf Seyda waa kay jërëjëf Pa Ousmane merci fi mu nekk nii nag waxtu bi dab nañu Thiam luy sa ndénkaane xanaa di waxaat rek ñu góorgóorlu baax a baax surtout maa xale jigéen yi dem ni xam ne dañu uti liggéey ñu gëm seen bokk te xam ne du yàlla kese waaw loolu rek yàlla rek fi nekk de wallaay Thiam merci Laay waaw soxna Zeynab di waxaat jeunes yi suñu moroom yi ne lu si nekk bu dee dañuy jàng nañu fexe mu mokk te fu ñu dem ñu yóbbu fa suñu ngor ak suñu diine te xam ne malheureusement ñun ñi nekk si médias yi nous sommes les premiers pointés du doigt parce que dañ koy wax lu si ëpp mais ku si nekk na nga gëm sa bopp gis nga li ngay def boo ko mënee soxna Zeynab
nga ànd ak suñu borom te yàlla kese tax yàlla dina la si fekk ñu góorgóorluwaat am ngor loolu rek mooy wax bi ngore dëgg la merci Laye Fatima waaw li may dénkaane rek mooy ne soxna Zeynab fulla ñëpp a ko am waaye fayda danga koy dem jëli sa bopp def ko si sa bopp dëgg la fulla mooy ñun ñëpp bokk classe ñu ne classe gi yëpp passé nañ waaye fayda mooy ki jël pay du dëgg waaw kay moo tax nag jigéen yi nañu gën a xoolaat seen toogaay am fulla am fayda gën a xoolaat seen taxawaay dëgg la am fulla seen bopp am fayda je pense que nit ki loo ko wan rek moom tamit loolu la lay wan nga xam ne aussi yàlla jeexul du dëgg gëm sa bopp xam ne kooku noonu yàlla dafa jaarale wërsëg bi rek ci ay loxoom mais moom munul amul deful loolu la rek jëlaat yëpp rek delloo ko buur bi waaw comme waa ji nu mu ko ñaanee ñaan bu am solo la dama koy faral di ñaan yàlla nañu yàlla may dégg ak topp dëgg la merci Fatima Oustaz Mouhamed waaw di wax rek ni ku nekk na toogaat ci àndam ci moom liggéeykaay bi na xam ne jaamu yàlla la boo xam ne yàlla da koo dénk njabootu yàlla subhaanahu wa taala kon na xam ne ay ndénkaane la te yàlla dina ko laaj li mu ko dénk jigéen ñi tamit ñu ànd ak seen ngor ànd ak seen diine bu ñuy génn seen kër defaraat seenuy colin ba lenn loo xamante ni moom mooy luy doon gàllankoor parce que harcèlement surtout li jëm nit ku xamul boppam xamul darajaam moom mooy harcelé li nga xamante ne mooy keneen ku munti doon moo xam góor la moo xam jigéen la moo tax boo ñëwee ci aaya bi yàlla di wax nañuy solo daf ci inna alladina walladina yu'duna almuminina walmuminati bi gayri maktasabu la ko moo ko jiitu bi ko tëj tamit mooy la in lam yantahi almunafiquna walmurjifuuna walladina fi qulubihim marad kon di wane ne ku ci nekk na toogaat ci àndam jigéen ñi nañ gën a bàyyiwaat xel xam ne wërsëg yàlla subhaanahu wa taala moo koy wolof li mu léeb ne mar naan ku mu taxa naan potit bu ne ubbee nga rus dëgg la Oustaz Mouhamed jërëjëf merci Fatima merci Laye Paye merci Thiama merci téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi doon seetaan waa Régie ñu ngi leen di jaajëfal ak caméraman yi tam ñu ngi leen di jaajëfal jox leen dig daje suba ak jàmm Oustaz Alioune Sall nee na day seetaan émission bi du ko raw Oustaz ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ak ñuy seetaan ñëpp suba incha allah dafay continuer ñu ànd ci génn ci rek 15e de la femme wala 8 mars incha allah weeru jigéen ñi la jigéen ñi dañu bëgg ñu gis seen bopp xamaat seen bopp bu baax a baax kon suba ak jàmm ñu yendoog jàmm salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله L'Afrique ne refuse pas son développement. L'Afrique refuse un développement qu'il ne connaît pas. L'Afrique refuse un développement qui n'est pas commode à ces réalités. Essayer de faire porter à l'Afrique le chapeau de développement, c'est comme essayer de me faire porter une taille basse, même avec des fentes et des valants, ça ne me va pas. Nous refusons le développement occidental, nous refusons le développement importé, mais on est prêt pour notre propre développement, nous Africains. Je vous remercie. Le problème de la légalité du secteur informel. Cette vision n'est pas partagée par l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, qui pense que l'économie informelle n'a rien à voir avec l'économie illégale, car cette dernière concerne tout ce qui tourne au commerce de drogue et de contrefaçon. Chers amis, ce thème est très important et a été bien choisi par le groupe DIJ. C'est un thème qui nous permettra de parler du secteur informel et à travers notre formation, nous donnerons une information scientifique et technique à nos camarades de la FST pour les permettre d'avoir une compétence claire en la matière. Je suis allé à la BU pour chercher la source de leurs travaux. Ils nous parlent de sources tant que j'ai eu l'impression que tout était écrit à la BU. Alors j'ai cherché. Je me rappelle l'article 0, alinéa 0 n'existe pas encore. Et ce qui n'existe pas encore,
En droit, ce qui n'existe pas encore ne peut pas être légiféré. Je vous enseignerai le droit, mais malheureusement, on n'a pas le temps. On a remarqué que ma camarade qui vient de quitter nous a parlé des habits traditionnels africains. On est d'accord, mais pouvez-vous demander où vient sa montre? Si vous remarquez, vous aurez trouvé un Gucci. Ce n'est pas sénégalais, je pense. Je crois que leurs travaux même s'est inscrit, permettez-moi de le dire avec tout le respect que je vous dois, dans une légèreté intellectuelle insoupçonnable. Ils consacrent leur vie à la population. Ces hommes et femmes veillent à la sécurité des biens et des personnes. Ils bravent le danger et quelquefois essuient les commentaires désobligeants des citoyens. Mais malgré cela, ils sont droits dans leurs bottes. C'est à ces hommes de tenue que nous allons rendre hommage. Permettez-nous de faire une discrimination positive le 8 mars. Honneur aux femmes policières, puisqu'il s'agit de la journée internationale de la femme. Nous vous donnons rendez-vous ce jeudi à partir de 21h sur la DTV. mbokk jullit yi mbokk taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ci ndigalu Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalifa général des Mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifteefu Serigne Cheikh Saliou Mbacké xalifa Serigne Saliou Mbacké ibn Cheikhul Khadim Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadir porte-parole xalifa général des Mourides Serigne Ousseynou Kane moom Serigne Saliou borom xalima gi guide moral daayira Riyadou Salihine ak mboolem daayira yi si aju ñoo am mbégte di leen yëgal bésub sant Serigne Saliou bi ñuy amal at mu nekk ren ñu jàpp ko dimanche fukki fan ak juróom-ñett ci weeru